émission guddi gi tàmbaleeti na comme ni ñu koy defee saa su ne émission bi nga xamante ne moo gën a relax ci émission yi su ko defee ñu gunge leen ci guddi gi comme ni ngeen ko tàmm di ko gisee tey nag gis ngeen fi nga xamante ne foofu laa tàmbalee plateau bi ci wàllum caayen bi parce que man dama doon wër kii ataaya gisuma ko donc man damay commencer sama ataaya en attendant muy ñëw su ko defee ñu dalal aussi sunu ay gan ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak télévision bii di DTV la magie de la télé ci DTV Sénégal ci Facebook bi ci YouTube bi Twitter Instagram ak application bi nga xamante ne foo mën a nekk ci àdduna bi di nga mën a yër lii lee di émission yi nga xamante ne mu ngi am ci biir kër gi ngeen woy aussi di wut li nga xamante ne moom moo di TNT su ko defee programme mu télé bi benn du leen ci rëcc émission bi nag ni ñu ko waxee woon mooy émission bi gën a relax dañuy toog waxtaan ak sunu ay téléspectateurs waaye tamit dalal sunu ay gan su ko defee gan yi ñoom tamit li nga xamante ne moo xew ci réew mekk ci bitim réew ñu mën ko waxtaanee ci nu mu gën a relaxé on se prend pas la tête dañuy waxtaan naturellement ci artistes yi ci société civile bi politicien footballeur sportif képp koo xamante ne sentir nga sa bopp ci lii lee di émission bii di guddi gi am nga place ci émission bi doxantul ndànk nga ñëw su ko defee ñu waxtaanee ko noonu laay duggee tey ci biir émission bi nii di nuyu nag ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo nekk ci biir plateau bi ataaya bi nag ki ma koy gérer en temps naa nii egseegul mais dama bëgg mu egsi parce que nag moom ma nga ca ginnaaw nekk ci ay lëfër-lëfëram ak ay dërëjam ak ay saparam waaw ñu ngi ci nuyu suñu xarit Mbaye sapar démb ñëw na ci émission bi daal di koy toj ñu ngi ko ciy gërëm bu baax a baax ndax jamono ji xam naa ne ma nga këram Mbaye foo ne kaa jël sa ataaya bi moo gën xaw ma da ngay guitare xaw ma lay def nii kay toog fii nga ataaya sa ataaya bi revenir man ma dem sama plateau revenir looy revenir revenir émission guddi gi mais kañ nga ne guitariste non léegi ma nekk léegi man je suis kan nga ci orchestre bi Jimi Mbaye tey Doudou Konaré ñaari ndaanaan yu toog il faut ma guitaral leen waaw ndeysaan muy Taz waaw Taz moom ku ko xam na ni ci moom nekk nii mooy président waykat yi mooy président bi waaw président laa ko tuddee yaa ko fal naa ko mooy président luy gis nga ni nga koy gisee nii nag su la xoolee soo amee 2 ans su la xoolee dina xam sooy nekk si wàllu musique su la nee booy demal jàngi de beneen chef boobu bàyyil musique bi dem ci bàyyil musique bi mais Taz xam nga laa bëgg dama bëgg ngeen def benn association boo xamante ne waaw ku mënul woy da ngeen ko si génne ne leen baax yow mën a woy parce que musique bi dafa saturé y a beaucoup de jeunes yoo xamante ni xamuñu lu taaje boo di walay comme genre ban non dama ko mais Taz moo ko mën a kii loolu Taz la lii Taz la Taz yow bu nekk nii yow président Macky Sall loolu la war a takk booy bu fi sool nit ñi rëng yow da ngaa war a jóg ne booy bu na arrêté na dem jàngiwaat benn métier ñi mën nañu ñu mënul dem toog waaw il faut que def loolu d'accord yow tamit dama toog sa place te nga gérer alors mbokk yi mu ngi noonu noonu la ñu tàmbalee tey suñu émission guddi gi seen émission waxoon nañ leen ko ne leen li nga xamante ne moo di guddi gi dafa am borom te ñun jàpp nañ ne yéenay borom guddi gi moo tax ñuy woo suñu ay xarit suñu ay naataango suñu ay gan su ko defee ñu dalal leen ci plateau bi daal di koy waxtaane yéen tamit mu ngeen participer am ngeen possibilité bi ci numéro téléphone yi nga xamante ne mu ngi affiché wu ci baaw écran bi su ko defee ngeen dugg en direct ñu waxtaanee ko rek parce que nag tey ñi ñu dalal fii ci émission bi nii defe naa ne bokk nañ ci Sénégal ñoo xamante ne ku ci nekk ci wàll bi nga nekk sa tur dañ ko gravé ba pare nit mënul wax ba génne turu Tange ci milieu bi nga xamante ne mooy milieu showbiz bi fii ci Sénégal ak milieu communication bi waaye itam beneen gan bi nga xamante ne mu ngi ci plateau bi muy Abou Thioubalo damay toog léegi sama xel ñëw ci benn way boo xamante ne bokk na ci way yi ma doon gën a déglu ci album Solution muy Ndoreel dana ngi ni dane maaya Ndoore dandamaaya Ndoore dandamaaya mais yooyu mélodie Abou est-ce que mélodie yooyu mu ngi ci yow ba léegi loolu dinañ ci xam dara parce que album boobu dafa tombé woon ak su ma juumul salañ génn dafa période salañ la woon bala maanaa ci la bokkoon salañ musique musicaux loolu laa fi doon wax démb waaw nee naa la maanaa Abou Thioubalo ko fay wax naa ko bu démb de Abou Thioubalo moo fi fay moo ñëw démb wax na ko jëlee fii maanaa fay ko démb fii la toog ne Fallou Dieng sa maanaa googu huuhaa gi waaw solution ko wàccee da ko wàccee ba mu wàcc non c'est vrai solution dafa ñu am doole dafa amoon doole nag mais période boobu ndeysaan damay fàttali
15 août ku ja 15 août ravin ah rang bi xam nga ravin fi mu nekk du xam nga ko wax xam naa ko case ba la rang bi commencé oto yi comme ni Youssou Ndour di def si ses chaque année loolu Abou Thioubalo def keroog ravin moo ko fàtte mukk ñëpp ñëw Dame Sène Bakane Seck artiste yëpp ñu wuy si ko Abou def fa loo xamante ne defe naa ravin boobu la gëj a am ravin même duma si am na benn xew bu ma fekkee Thiès Abou Thioubalo ñëpp di xam ñii di xam xanaa Abou Thioubalo 20 minutes ñu ngi koy xaar muy kii rek ay débat déggoo naan ni suulaa di kabar mais yàgg naa ko suivre de laa illa baax na ñëpp di xam xew Mbaye Dose la woon Mbaye Dose moo doon takk Mbaye Dose moo doon xew waaw Abou ñëw toj ko waaw moo doon takk jabar mu ñëw dafa dugg rek sa affaire bu dul am ndeysaan xale bu jigéen bi nag ku ma neexoon la ci clip bi defe naa mu ngi def ko liberté 3 liberté 6 waaw nekkoon na ci bokkoon na ci top modèle yi nga xamante ne jamono boobu dañu leen respecté woon et puis képp kuy def clip bëgg nga mu feeñ ci clip bi waaw je sais pas ndax mu ngi ci métier bi ba léegi wala parce que xaw na aussi yàgg tamit mu ngi sëy léegi waaw ñu ngi koy ñaanal di ko wax ne aussi marqué ne temps moom tamit ci li nga xamante ne moom moo di ci wàllum top modèle bi alors sunu chroniqueuse démb dafa dellu si waat tey parce que gars yi nee nañ dañu kontaan ci moom ndax ni nga xamante ne noonu la dalalee démb gan yi muy Fafa maa ngi lay nuyu di kontaan ci yow yaa ngi ci gerte gi en attendant les événements ñu daal di ci xewlu maa ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen suñuy téléspectateurs maa ngi leen di béggee bu baax di am contentement di leen dalal encore ci seen biir émission guddi gi nga xam ni da koy toj maa ngi ci ak sama grand tonton DJ Yves comme ni ma ko koy waxee saa su ne merci beaucoup ci loolu li ñu naan seen mbégte rek ñun mooy suñu yite moo ñu fi tax a toog donc ñu daal di wéyal daal di neexal guddi gi daal di koy nuyu Blanche lu ngeen bëgg rek moom la leen indil tey tegal leen ko ci kaw table bi daal di nuyu sama ñaari gan yi Mbaye da ngay ataaya wala ngay meew suba laay meew suba ngay meew d'accord alors noonu la ñu dalalee sunu invité yi man jàppee ma leen ay gan parce que wax naa ko sànq Abou xaw ma démb ma ne ko ñun suñu biir duñu ay du ñu dem fekk nit fa mu ne di nekk gan ay xarit lañu bu ñu gisantoo ci télévision bi ñu ngi gisante ci mbedd mi ñu ngi daje ci programme donc ñun ay xarit lañu moo tax nag ñun suñu ay xarit la ñuy dalal fii ci plateau bi waxtaan ak ñoom Tange maa ngi lay nuyu di kontaan loola ci sa disponibilité c'est vrai que keroog waru nga ñëw mais dafa am benn embouteillage bu metti boo xamante ne moo la téye parce que yow ci premier numéro bi nga waroon bokk mais ñu ngi ci kontaan lool ci tey sa teewaay ci plateau bi. Tout d'abord, un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Je dirais pas DJ Yves, mais je dirais un frère. ndaxte lu yàgg dëgg la. yow ak man je crois que du tey. donc xuusandoo nañu. mbëkkantandoo nañu. jéggindoo nañu ay dëkk. ba yàlla tey teg ku nekk fi mu ko war a teg. donc mbégteeg bànneex laa ciy am et puis fierté aussi laa ciy am parce que je me dis que c'est des jeunes yoo xamante ni qui sont partis du néant. qui ont osé apprendre, qui ont osé affronter quelque chose pour aujourd'hui arriver là où ils sont. Donc c'est un réel plaisir de partager le plateau avec toi. Tout de saluer aussi Sistafa que je viens de découvrir. di nuyuwaale aussi Mbaye. moom bon temps yi moom lu ko neex lay def quoi. Mbaye moom temps yi lu ko neex lay def day lambar non Mbaye lambar moom temps yi lu ko neex lay def day lambar rek Mbaye. donc c'est un plaisir aussi di ko nuyu aussi muy xale bu baax aussi parce que nit la su ko neexoon mu doxee soxam mais chaque fois su bëggee dugg ci dara wala teg dara dina ma woo téléphone parfois nag du ma jot parfois je suis trop busy mais du mer du xaddi dina insister ba jot ma wax ma li mu bëgg a def ma conseillé ko ci mu topp kii je crois que dans la vie c'est comme ça ñun dañu conseillé woon ba ñu egsi fii ñoom aussi ñu ngi topp ci yoon boobu suñu xam-xam ku ñëw rek ñu boole la ci ku ci ñëwul tamit suñu gisee war nañ la ci sëdd rek dañ la ciy sëdd di nuyuwaale aussi Abou bon je dirais que aussi c'est un frère en plus particulièrement aussi may liggéey ak moom ci lu bare parce que juste dernièrement quand il a commencé à sortir album bi muy préparé dafa ñëw ba ci man dénkaat ma communication bu ma ko dénkee tamit dafa am benn affaire boo xamante ni foog ma seddeel ko parce que dénk na ma communication mais fu ma mënte nekk ci àdduna ku ko soxla wax ko ci la nga war a wax wala waroo wax day naan man de géré ma loolu wàllu way laa géré demal ci Tange donc loolu benn ci man parce que démb bi ma ko woowee daf ma ne et puis man xaw ma yëguma ko woon xam nga mais dafa tombé parce que dama ne damay jël Abou Thioubalo mu ñëw ñu waxtaan mais ma boole ci Tange parce que Tange xam na dëkk bi boo xamante ne bu toogee ci plateau nit ñi dañ ko déglu ndekete yéenay ñaar yéenay liggéey.
waaw xam nga rek mooy lu ñuy wax souvent ça veut dire que les hommes de communication des artistes doivent rester à l'ombre mais aujourd'hui dañuy gis ñiy def communication artistes yi ñoom ñooy gën a bëgg a fës artistes yi tey mënu ma jaay Abou ba pare man ma ëpp ko visibilité donc ce qui est important c'est de rester derrière de lui mettre devant et d'essayer de prouver des résultats moo tax c'est pas la peine que qu'on sache que Tange moo nekk ci Abou mais li ñu war a def ñu ngi koy def li ñu war a wax ñu ngi koy wax fu mu war a dem aussi sama ndigal dem na fa li mu fa war a wax sama ndigal dem na ci je crois que c'est ça qui est important l'important c'est de trouver des résultats donc c'est ça di naan téléspectateur de la 2STV guddi gi commencé na nuit blanche la ñuy wax bu kenn zappé ku zappé di nga tardé da ngaa tàmm 2S ndeysaan da ngaa tàmm 2S da ngaa tàmm 2 tàmm laago la on comprend man tey mënoon naa dem suba tamit foofu noonu ne ñu ngi leen di gërëm ci DTV alors mu ngi noonu ñu ngi kontaan ci yow aussi sa teewaay fii Abou Thioubalo moom tamit faw ñu bàyyi ko mu nuyoo mais moom dafa am lu ma seen ci plateau bi fii. anam lii la non lii da nga ko fi bàyyi bas kanam. dama bëgg a xam lan la. maire bi nekk suuf moom ma ko jox. du débat déeb. non nee na ma lii boo ko lekkee boo nee yee. ah loolu quoi. Abou léegi kon lii du débat déeb. non sérieusement pas yow gis. sérieusement du débat déeb. du gis nga ni bi may dugg mbuus laa indaale. mais gisu. moom ko ci maire bi jox ma ko ne ma yéen. waaw non c'est normal parce que da lay ngemb yaa on est en Afrique on est au Sénégal. mais c'est que. parce que Mbaye dafa la waxal léegi affaire débat déeb 20 minutes de débat déeb avant nga génn pour concert bi. non Mbaye dafa neex moom loolu woon concert sax. du woon concert loolu xew kii la woon xew. Mbaye Dosé dafa tombé ni ñu demoon jouer ji foofu. d'accord Abou nuyool. nuyool waaw ginnaaw bi ñu sante yàlla bu baax a baax di julli Seydina Mohamed dañuy gërëm suñu waajur di ñaan suma papa yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana suma yaay yàlla na fi yàgg amiin amiin di nuyu tamit maire dëkk sama ko ñëpp rawatina waa Pikine ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy copains d'enfance yi nga xam ñoom laa foo doon ak kull ko yeewoo biir Pikine bàyyiwuma la rawatina fee di Cambérène bi nga xamante ne fa laa jaar jóge fa tey maa ngi teere jee fee di jàmmalaay waaw di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn rawatina kii toog sama wet nii yow moom du ma la nuyu ndax yow nit ku baax nga yow ku la nuyu ku la nuyuwul wax dëgg yàlla xam na la Fafa nag moom suma yaay la ndax sama yaay Fatou la tudd merci comme na ja mais nag xam naa ne moom mi ngi préparé ay ngande xeer waaw mais man moom yàlla dogal na kii est-ce que kii nii terrible boo xamante ne man parfois daf may rëcc ci plateau du ma ko mën a gérer waaw mais xam nga des fois bu fekkente ne da ngaa bëgg am dara maanaam soo bëggee am daraja faa nga waxtaan ak borom daraja te xëy na dafa am lu ñu yàlla def ci réew mi ba tax na sax des fois ñun ay guy gi daar la nu quoi des fois xale si ñu lañ jàngee yéen du ma ko tuddee xale nag mais xam naa ne jiituuma ci comprendre nga fi may lu ko neex mën na def mais nañ ko teg ci temps ak teey yéey suñu gerte foo Sénégal ñëpp wala Abou Thioubalo télé bu dem Sénégal yëpp moom lañu seetaan dafa leer da ngaa xew xam nga mbay sànni na xeer dem ay demee sànni na xeer dem la ñuy waxoo ni fi mu nekk nii dafa mel ni dafa nekk di ma baab non man loolu laa sentir non baabu ma la xam nga damay baab waate daabu waaw non xam nga ñoo naa la ma tudd leen daal naa la xamal boo xamoon li ma la xamal mag may sosal dégg nga d'accord alors mu ngi doon gis ngeen ni ñu tàmbale émission bi yéen itam ci ngeen bokk mun ngeen participer ci serveur bi bu fekkee bu ngeen dugg waxtaan ak suñu ay invité waaye aussi les téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre à l'étranger ñoom tamit am nañu possibilité dugg ci émission bi nii di nuyu aussi suñu xarit yi nga xam ñu ngi AIBD Ablaye Diouf ak ay collègues am ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu waa AIBD yéen tamit soxla naa leen fii ci plateau parce que am na ay affaires yoo xam day xew ci biir aéroport bi te nit ñi dañ koy kaas te xëy na comprendre ñu lan moo tax loolu di xew ci biir aéroport bi dèjà wàllu Covid bi rek affaire yu bëri xew na fa da ngay ñëw ba foofu ñun la sa test boo ko indiwul doo jàll fekk nga dagg sa billet lépp nga def ko ba pare nga ñëw ñu la foofu sa test il faut nga indaale ko am na communication boo xamante ne jàpp naa ne ñoom lañ ci waroon def yëpp eggu ci ak di fayeeku aussi parce que am na ñoo xam ne il paraît que pour nga def test bi rek wala dara il faut nga fay benn 40 000 francs waaw loolu mooy test bi 40 000 ngay fay voilà loolu du yoon loolu aussi mais dafa bëri sax 40 000 sax daa bëri mais nga ñëw war a voyager fekk nga dagg sa billet ba pare yëgoo woon loolu est-ce que xam nga ne ndax Fafa am na liquidité ci poche am gis naa ñu ko kaas am na ñu dem ba aéroport groupe taxaw ñu leen du ngeen dem bu doon communication bi jàll na sax ñu ne sóoruñu ko communication boobu aussi foog ñu wax ci parce que ñoom ñoo yor communication bi foofu bokk na ci ñi nga xamante ne bu ñu waxee dañu leen di déglu parce que moom aussi ci wàllu communication la mës a yëngu ndax nekkoon na ci rajo boobu nga xamante def naa amatul muy 7FM nekkoon na foofu Belle Voix
waaw Laye Diouf il a une belle voix bu toogee ci rajo di wax da ngay xam ne kii lii muy wax ni maîtriser na ko quoi donc Laye sa place mu ngi fii nga ñëw leeral loolu parce que li ñu leen di jiiñ ak 500 boobu ñu dugal ci chariot bi ñu bëri comprendre ñu. waaw da ngay fay 500. 500 chariot mais 500 bi yaa ko moom. boo am demee parce que dañ lay jox nga dugal. boo demee ba yóbbu sa bagage dañuy rocc ci genre clé boobu nekk foofu. nga jël sa téeméer dugal sa poche bu la neexee nag nga maye ko. nga maye ko. nga maye ko fu gars yi. donc loolu aussi xam naa ne jar na ay leeral mbay. ah léegi amatul léegi man gëj naa tukki de mais c'est normal. man gëj naa tukki de. non c'est-à-dire yëguma ko woon. non Ah, man de daaw bi may- man gëj naa tukki de. man de daaw. mais daaw yow- 500 boobu nga wax dañ koy récupérer. waaw, mais man daaw attendez. 500 bi récupérer Ouais, ma mais bu ma ko avant- joxee. waaw, attendez. Tu sais, on est au Sénégal, on est à la télévision. li ñuy wax aussi dañ ko war a maîtriser. aéroport yu bëri ci àdduna. ci pour nga jël chariot da ngay fay. New York soo fa wàccee soo dugalul $5. $5 doo jël chariot. da ngay dugal $5 pour chariot bi génn. mais xaalis boobu day dem ci état bi. Sénégal fële aussi lu mu tudd. Espagne. Valence. dafa am ay dëkk yu koy def. am na aéroport yu ko dul def. parce que dafa am kuy ñëw sponsoriser chariot yi. aéroport bi bu muy ubbi. da nga doon fay 500. da ngay dugal 500 pour chariot bi mën a génn. mën a génn. mais ci aéroport loolu mais actuellement am na benn opérateur économique bu jël sponsoriser chariot yi. jamono ji soo ñëwee amul 500. mais chariot bi sax ma am lu ma ci leeral. c'était pour boo yóbboo ba wàccee say bagage nga delloowaat chariot bi parce que gisoon nañu aéroport bu njëkk bi. Voilà. da ngay sànni chariot bi fu la neex Fu la dem neex. sa yoon. ngay dem seen yoon. léegi yow boo Yaay delloo chariot bi. Voilà. dañ lay delloo sa 500. Voilà. loolu moom communication donc boobu côté moom boobu c'est normal. D'accord. léegi am na benn opérateur bu ko sponsorisé. soo ñëwee doo fay dara man barki démb laa jógee États-Unis chariot bi kenn fayul. beneen côté aussi test Covid bi. la communication est passée. peut-être. mais am na ñoo xamante Am ne na non ñu la fi jotuñu communication est passée. peut-être nag xëy na ñiy tukki. ñooy naan garaawul suñu ma demee ba aéroport. Laa koy ñu gis def. sama billet wala nangam dañ may bàyyi ma jàll. mais D'accord. un règle c'est un règle parce que test bi du pour Sénégal. parce que aéroport dëkk bi ngay wàcc. soo amul test bi dañ lay delloo. tey ñun bi ñuy dem New York c'est-à-dire que New York du laaj test mais tey pour nga jógee New York pour ñëw Dakar da ngay def test 72 heures avant man jour bi may. pour ñëw aéroport New York bi. aéroport New York Ok. ngay defee test bi 72 heures avant. nga ñëw wane ko aéroport sinon doo yéeg ci vol bi. ok te soo ñëwee Sénégal aussi te amoo test. maanaam doo yegg ci Sénégal sax doo yegg ci vol. parce que am na benn passe sëriñ boo xamante ni fekk naa ko aéroport. si jour bi la def test bi jour bi. ci jour bi. mu négatif mais nangu ñu mu yegg ci vol. parce que c'est des lois. c'est-à-dire que dañuy prévenir. Ouais. toujours il y a une communication mais ñun Sénégalais yi parfois. ñooy bañ lenn. lenn nag laa xamante ni bon on dit test à 40 000 bon foofu la ñu war a poser question. est-ce que war nañu fay test yi à 40 000. tey Covid muy doon benn musiba boo xamante ni daan nañu ko. est-ce que l'État ne devait pas prendre en charge cela. Vraiment. pour mettre des Subventionné trucs yoo ko. xamante ni subventionné ko. ku bëgg a voyager nga dem defi ji sa test 72 heures avant pour mën a voyager. mais quand même la communication a passé depuis. bi ñu ubbee vol yi avec les compagnies aériennes on a fait des réunions on a fait des communiqués on l'a distribué partout. mais ñun Sénégal parfois dañ lay jox communiqué doo ko lire. beneen communication aussi boo xamante ne des na jàll. ci li ma xalaat ci li ma xam man ñu bëri dañ ma koy laaj mooy bus yi déparé Padoua ak bi déparé en face stade. nee nañu am na 1000 francs mais 1000 francs mooy boo yorul bagage ay bagage à main mooy sac bi ngay lonko mën nga ñëw dugg dem. mais bu dee da nga yor bagage 6000 ngay fay. communication est-ce que loolu mu ngi am est-ce que nit ñi xam nañ loolu. bon foofu maîtriser wu ma ko. parce que d'accord kon moo tax bëgg laay ñëw. musuma dugg ci bus bi musuma yéeg ci bus. laay envoyé na message léegi naan ma je suis pas d'accord et notre com ne souffre d'aucun manquement loolu fii lay leeree Mbaye. Mbaye foo toll. man de maa ngi waaj mais moom comme c'est 40 millions yooyu moom dina bañ ma tukki man 40 millions yooyu moom dina tax ma bañ a tukki. ndax 40 000 billet bi boo Dakar, mënee waaw, 40 parce 000. que vraiment. Tu achètes des billets à 1 million. loolu il faut payer 40 000 quand même. Ouais. D'accord alors Païs waxoon naa sànq ne wala boog démb depuis bi ñu démarré émission bi dafa am actualité boo xamante ne dafa sonal Sénégalais actuellement nii ba ñu am ci njàqare muy mbirum mbëkk mi ñu koy woo immigration clandestine bokk na ci li nga xamante ne à chaque fois ñuy démarrer émission bi bëgg nañu di rappeler di fàttali parce que li ñu ci dal ni ci jamono bii nii defe naa ne musul am Sénégal 500 personnes ci li ñu wax ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan ñii dañoo génn indiwuñu bakkan ñii kenn gisuwu leen am na démb ku wax ne moom benn sœuram frère am daf cee bokk ba léegi ñu ngi toog di dundee yaakaar jàpp ne dina dellu si donc loolu dundee yaakaar la man mi ci 2006 su ma juumul am na sama benn xarit boo xam ñoo dëkkoon benn koñ dend benn kër sama xarit la woon laat moom ci mbëkki mi la demoon ba tey ñëwul donc moom aussi fa la yam dañ ko dëjal nii mais ba tey donc loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne ñun jeune war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax
ba ci ki nga xamante ne moom moo di kilifa gi di Serigne Mountakha Mbacké moom tamit vraiment def na ci benn communiqué boo xamante ne defe naa Sénégal yëpp déglu nañ ko. alors bu fekkee ne élément bi pare na ñu xool micro trottoir bi nga xamante ne def nañu ko ci Sénégal yi naka lañ ko gisee ndax mbir mi xaru la wala jeunes yi ñoo sonn ba mënatuñu dékku jafe-jafe yi nga xam ne ñoo am ci réew mi ñu xool ko dellu si waat léegi ci plateau bi. yoonu géej gi ñuy jaar c'est pas légal ba pare c'est pas sûr nga bàyyi fi say parents dem si loo xam ne rafetul mën nga si ñàkk sa bakkan mën naa ne xaru la boo toogoon fii lijjante jéem a liggéey kenn bañul dem mais booy dem na nga demee si yoon bu légal daal man daal jàpp naa ne xaru la war nañ ko bàyyi. dëkk bi métti na trop moom ku waxul dëkk bi méttiwul moom da nga si xamul dara dëkk bi métti na mais tamit toog fii am 100 francs xëy di gis sa yaay di gis sa papa jox ko mu lay gis xelam di dal moo gën ngay dem di ko jéem a uti ji loo xam ne doo ci jariñu moom du ci jariñu bi moment bi papa yeeg yaay ni ñuy dundee seen doom yi dem ñàkk si géej gi metti na sa doom dem tey bu ñu nee dee na doo xam ndax fii la nekk wala fii metti na torop ku nekk bëgg na dimbale waajuram mais man je pense que ne booy dimbale sa waajur dimbale ko ci anam boo xam ne dina dal xelam. non benn côté xaru la parce que def ay 10 jours 11 jours ci biir ndox tamit xaru la seen situation de vie moo leen ni poussé ba na jël gaal gi. benn côté daal moom jeune ñu toog quoi moo gën. émigration clandestine man ñaari fànn laa koy jàppee. mën naa wax xaru la parce que émigration clandestine surtout jamono yi ñu toll tu as vraiment 99 de malchance ak donc loolu mu leer la ne yow ay minimum de chance nga am. vraiment da nga xaru mais quant à nag aussi vraiment ak situation yi booy di dund. situation yi ñuy dund sax ñun ñëpp ensemble. man de su ma yoroon seen âge damay dem. bi nga fiy jógee bay jëli gaal bi bay yegg sa waajur nekkul ci loo xam ne boog neex na ci xolam mu ngi xalaat ndax yegg nga wala du yegg. mais itam nañ xoolaat suñuy doxalin xool na ñuy defee parce que yoon bii ñu jël moom franchement baaxul. nañ jéem liggéey lépp même bu fekkee dañu am benn journée 2000 francs bu ñuy joxe ji suñu yaay ñëw tëdd mu ñuy gis ñu yeewu mu dem ñu ñaanal ñu ñibbisi. nañ jéem a liggéey daal lu metti yàggul mais yoon bi moom franchement je suis pas d'accord. te parents tamit am nañ ci part de responsabilité parce que ñu si bëri ñooy pousser seen doom yi di leen teg yenn charge yoo xam ne attanuñ ko mais am nañ ci part de responsabilité ci yenn parents yi parce que gis nañ parents yuy dagal seen doom paasal seen doom pour ñu jaar si gaal gi. liggéey amu fi aussi pour nga am fi liggéey tamit day metti wala nga am fi branlon mooy tax nga mën a liggéey fii Sénégal. ñu si bëri loolu leen poussé nag seen situation de vie moo leen poussé quoi. ngay yeewu gis facture courant bi facture ndox dépense bi ak yu bëri yoo xam ne tey jii nii ci góor yàlla nga war ko mën a jànd ci biir kër gi xam nga am mbaa ñàkk daal danañ koy jaral ci ñenn ñi. encouragé wu ma leen mais su ma yoroon seen âge maa leen ciy jiitu malgré nag dañuy xaru mais dëkk bi tamit dañuy dund mais boo imaginer tu as une femme 25 ans nga am benn jabar ak ñaari doom. sa ndey ak sa baay di la yor jusqu'à quand avec les conditions de vie que nous vivons ici là dafa métti tamit góor yi rek ak jéngumaan yi ñooy dem encouragé wu ma leen mais découragé woowu mu leen. man d'abord je suis apolitique je ne compte pas sur le gouvernement te conseillé wu ma jeunes yi ñu compter ci gouvernement bi mais ñoom aussi am na noo xam ne nii suñ ko yëngoo Sénégal dinañ am dara y a pas de sot métier yaa ngi dégg li ma la wax nous les Sénégalais dañoo bëgg tamit lu yomb. nous les Sénégalais surtout les jeunes mais am na fi loo xam ne ni suñ ci nekkee dinañ dundal seen njaboot di taxale di jàppale ba yàlla may la visa wala leneen nga sotti. ñaata doomu aadama ñoo fi tedd fi au Sénégal quand même mën nga dem tekki mën nga dem torox mën nga fi toog tekki comme mën nga toog tamit mu métti mais quoi qu'il en soit yaa ngi toujours sa dëkk. je les encourage pas je les encourage guère vraiment quoi mais ñoom aussi ñu ngi ci seen dëkk xam nga affaire yi aussi dafa am ay réalité am quant au gouvernement man j'ai même pas envie d'en parler parce que man moom mooy loolu. ayca mu ngi noonu bokk na ci li nga xamante ne ku ci nekk joxe nga sa version mais suñu invité aussi en quelques minutes ku ci nekk defe naa ne am nga ci loo xamante ne aussi bëgg nga ko ci sànni Tange. waa Yves ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo tout d'abord lu ñuy njëkk a def maanaam suñuy mbokk lañu suñuy frère lañu suñuy jarbaat lañu ndaxte kenn si ñun yéenewul sa morom safaan ba ka ca xas ba génn àdduna rek say waajur wala sa famille am nañu naqar kon dañuy bokk ak ñoom naqar bi di leen jaal ñi nga xamante ni jot nañu ñàkk seen bakkan di ñaan fa ñu jëm yal na leen gënal fi ñu jógee mais nag tey suñuy waxtaan pour nañu waxtaan te wax dëgg
waxtaan rek te wax dëgg te bañ a xool intérêt parce que déjà quand on parle de l'immigration clandestine déjà c'est le deuxième mot qui dit que ce que tu fais est anormal clandestin c'est quelque chose d'anormal parce que lépp loo xamante ne c'est clandestin rek c'est anormal te yàlla suñu borom suñ ko delloo ci alxuraan moo musul nangu loo xamante ni dafa anormal yàlla daf ñu teg ci yoonu jub teg ñu ci yoonu siraatal mustaqiim pour ñu topp ko jaamu ko kon tey su ma gisee ay doomu Sénégal ay jeunes di dem jël gaal gi su doon sax c'est la première fois on accepte mais jotoon na fi am defoon fi benn mouvement on a vu ça n'a pas donné de résultat il y avait beaucoup de morts ñu bëre ñàkk ci seen bakkan ñu bëre dem ñoo xamante ni ay dee yu ñaaw lañ doon dee ñu bëre di jël seen xaalis di dem ci ay lu mel ni Libye wala di mel ni am na Grèce ba ñu bëre dañ doon yónnee ay vidéo pour ñu dimbale leen pour ñu génn foofu je crois que loolu alerte la comme on dit un homme averti en vaut deux aduna nag ñaar moo ci am yoon ju baax ak yoon ju bon nit ki yàlla su la sàkkee daf la may xel nga am xel pour réfléchir am xel pour xalaat mu sàkk ay bàyyi ma maanaam ay xar parce que mënuñu réfléchir moo tax ñu leen di takk ci ay gétt di leen tëj xamuñu ndékki xamuñu añ xamuñu reer ñun dañoo xam ndékki xam añ xam reer xam solo lu baax xam dem boîte xam béexal suñu xol xam takk soxna xam am doom xam génte xam dem màggal xam dem gàmmu waxtaan nañ ko wax te wax dëgg tey tous ces gens qui sont derrière je le dis en tant que Sénégalais pour dire l'immigration clandestine dëkk bi dafa métti dafa ne les écoutez pas c'est des politiciens c'est des politiciens qui profitent du mal de certaines personnes pour trouver le pouvoir parce que tey muy ñoom di Macky Sall di Abdoulaye Wade di Abdou Diouf ku fi toogoo nit di nga gis ñu dem defi ji clandestin parce que tey donc ñoom la ñuy wax su doon état moo ko mën a régler tey je crois que mais lenn laa d'accordul non may ma terminer lenn laa d'accordul dëkk bi dafa métti amul dara damay dem parce que am naa jabar j'ai 25 ans sama yaay ma yor sama papa mais ba nga xamee ne am nga 25 ans amoo liggéey bul takk jabar yàlla nee na la wutal soxna ci kaw soo ko mënee te balaa ngay xam ne ko mën mu leer na la que yaa ngi góorgóorlu yaa ngi ñafe yaa ngi daan sa doole am na ci li nga la yàlla may soxna ci ngay tànn aussi nga yar ko ci loolu bu doylu ci loolu tey su dee 1000 francs la mu doylu ci bañ a xool borom 100 000 ak borom 1 million mais on ne regarde plus ça da ngay gis nit ñi dañuy dem au-dessus de leurs moyens c'est ça qui nous tue nañu waxtaante wax dëgg man lenn laa ci jàpp képp koo xamante ne jamono ji yaa ngi jël gaal gi di ko mbëkk di dugg si géej gi je te dis que da ngay xaru ji parce que xam ndax ma ne da ngay xaru parce que fa nga jëm xamoo loo fay fekk muy Europe tubaab baa nga fa ak nationalité am yor passeport am yor léppam tëdd ci mbedd bi di ñaan sarax da ngay dugg métro yow tubaab bi ñëw ne la s'il te plaît j'ai pas là où dormir donne-moi un ticket de restaurant pour acheter quelque chose nga yëkkati 1 euro di ko may yow mi bëgg a dem amoo kayit tu n'es pas légal Europe soo légalul doo fa liggéey ku la nee mi ngi liggéey Europe te amul kayit da lay ndax peut-être sa mbokk sénégalais moo fay nekk di leen liggéeyloo au black te da lay nëbb te bés bu ñu la jàppee moom danañu tëj place am ba pare amande ko yow danañ la delloo fa nga jógee woon kon bu ñu naxante nañu waxante dëgg la réalité xam nga fa la nekk Sénégal bi ku fi bëgg a tekki da nga fiy tekki Yves fii nga màggee fii nga nekkoon fii laa nekkoon ba ñuy tàmbali di liggéey ci presse ak média amul patron de presse bu doon yëkkati 1000 francs jox ñu ko weer amul patron de presse bu doon yëkkati 1000 francs jox ñu ko weer te pourtant jour boobu la ñu gënoon gëm liggéey bi fukki dërëm bu ñu am dinañ ko jëlee car rapide ba fu ñu mën a yebal li ci des ñu dox ko fu ñu mën a génn ñu génn fa dem fa soirée bu am suñ fa mënee dem taxaw xool luñ fa mën a jëlee dañ koy jëlee mais d'accord dañu ne ñàkk du réer borom doguma la mais tey comme par exemple ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci milieu bi xale yi tey comme ni ma ko waxee démb tout est informatisé ñëpp a yor téléphone dañ leen di gis ñoom par exemple ñu nekk ci réseaux sociaux yi di blow nekk biir Europe États-Unis wala feneen ak feneen xale yi suñu biir Las Vegas xale yi nekk fa xale yi di leen gis ñuy kii ñu naan kon ñun suñu demee kon lii la ñuy dund est-ce que du ñoom ñoo nekk dina xale yi déedéet est-ce que du yéen non attends xaaral ba dégguma est-ce que du yéen a nekk dina xale yi parce que xale yi parce que damay gis am na benn gaayen bu génn xaw ma choco je sais pas mu ne ñi leen di wax voilà yéen ñi nga xam ne da ngeen di wax naan Europe neexul bàyyi leen xale yi ngeen di nax ñu ñëw ñoom yooyu la ñuy wax léegi yow soo ñëwee toog nañu Europe neexul wala lii wala tubaab bi day nangam ak sàngam xale yi duñ dégg loolu te yow joxe woo exemple boobu wala choco moom li mu wax la may wax si loolu moom da ci insister moom waaw mbay waaw ma wax la xam nga ñan ñooy def loo xale yi ñi nga xam ne ñi ngi tasaare xaalis ci dëkk bi di ramloo nit ñi di sànni xaalis dañuy dem pourquoi yow
pourquoi yow mi nga xam ne ngay sànni xaalis yow mi nga xam ne nga ni imposé milliardaire nga pourquoi mënoo dëkk bi nga dëkk mënoo faa créer ay société xale yi toog moo gën de man comprendre d'accord loolu dinañ ci ñëw parce que waxtaan boobu noonu waxtaan boobu loolu beneen affaire la dinañ ci ñëw waxtaan la beneen waxtaan la boobu bëgg nañ ci dugg Abou Thioubalo nga yokk ci li Tange wax man sama xalaat leen la ci quoi maanaam dañoo lajj depuis bi ñu amee indépendance maanaam tey toor bi yëpp da nga koy jox président rek mooy cadre yi Senghor la Abdou Diouf Ablaye Wade ak ki nga xam ne mooy Macky Sall bi fi nekk toor bi ma leen jox man fenn rek la mooy dëkk boo dem ci àdduna bu fekkente ni Sénégal am na fa kenn koy représenté mën nañu wax ne ambassade bi la ñoom ni ñu amee ñun suñu ambassade seen dëkk ñoom noonu lañu ko amee fii ñoom pour ñu dugg suñu dëkk ñoom dañu am visa sànq rek damay wax ak sama benn espagnol moom mu xamal ma ne ma Mauritanie ak Sénégal pourquoi Mauritanie lañ ni exemple quoi comme Sénégal ak ni mu nekkee dëkk boo xamante ni ñëpp a ko xam respecté ko lan moo tax ñun bu ñu fay dugg dañu am visa moom moo ma ko wax moom espagnol bi ñoom bu ñu dugg Mauritanie nee na Mauritanie dañ ko war a laaj visa actuellement ñoom seen frontière mooy ñu doon pour ñuy ñëw Sénégal espagnol mais am nañ droit dem Mauritanie te nee na foofu visa lañ leen laaj même Gambie dañ leen laaj visa mais man li tax ma ne Ablaye Wade Abdou Diouf Macky Sall ba ci Senghor ñoom ñëpp dañoo laaj ci benn côté pourquoi tubaab yi ñoom fële bi ñu am ba ñëw nekk fii ubbi ay ambassade mais lu tax mënuñoo yombal kayit yi nit ñi dem xale yi demuñu foofu pour dëkk fa ku fi bàyyi ndeyam ku fi bàyyi yaayam bàyyi fi bàyyam war a takk jabar Sénégal mais bëgg nga boo demee liggéey am ñëw mais tubaab bi ñoo bëggul ñun ñu dugg fa dañ koy wax te dee comme ñoom bëggu ñun ñu dugg seen dëkk mais ñun dañuy téye suñu dëkk ñu nit Maître El Hadji Diouf waxoon def benn affaire mooy même bu fekkente ne sax dañuy ñaan visa ñun artistes yi ñun ñi dañu am problème des fois bien sûr da ngay dem ànd ak sa groupe dem foofu maam liggéey bay bëgg dee sénégalais yi fa nekk woolu la nga dem war a jouer ji dañuy bàyyi ba mu ne des na 4 jours 5 jours ñu rejeté leen ñëpp mais loolu président di teg bëtam doo mën def recours ambassade bi di xool doo mën a def recours wala même boo koy def tamit day fekk programme bi passé tam ñu bàyyi ba vendredi sax ñu rejeté la léegi nag dañoo war a wax dëgg gis nga dëgg lañu war a wax te yàlla tax man Macky Sall contre ma ko contre ma Abdoulaye Wade parce que man dama politique te ñoom ñëpp kenn ku si nekk boo nekkul sama nijaay sama papa la mais fulla gi tubaab bi am bis bu ne gis nga gars yi révolution mooy ñi tuddee lelan sax lañ koy wax révolution la xaw ma révolutionnaire waaw gis nga gars yi chaque jour bu ñuy wax ci loolu la ñuy wax nañu wax suñu diggante ak tubaab yi mais activiste yi ngay wax yow waaw nañu ñoom Guy Marius Sagna ak ñooñu mais nañu wax suñu non c'est que ñooñu sax ci wàllu politique kese la ñuy wax boo xoolee mais suñu diggante ak tubaab yi dañ cee war a wax ambassade yi fi nekk dañ la war a ubbi bu nit demee ñaan visa bu fekkente ni mayuñu ko visa nañ ko delloo xaalisam d'accord imagine toi nga jël sa 65 000 francs dem ñaani visa waaw d'accord ñu jël ki nekk ci ligne bi allo allo salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam allo. allo sang bi na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax noo tudd ak fay wootee El Hadj Malick Diop lañ may wax maa ngi wootee Espagne. El Hadj Malick est-ce que mën nañu yokkute retour bi pays ñu dégg ko bu baax a baax El Hadj Malick si dis-moi. El Hadj Malick mën nga yëkkatu kàddu gi ci kaw tuuti mu jóg ndax ñu gën laa dégg fi émission guddi gi la de El Hadj waxal ca kaw waaw man la El Hadj Malick Diop maa ngi wootee Espagne. d'accord El Hadj Malick Diop ñu ngi lay nuyu bu baax a baax naka waa Espagne ñëpp a ngi ci jàmm fan nga nekk ci Espagne Barça Real Îles Canarias fan nga nekk waaw maa ngi ci Barcelone fi ma nekk ci Barça Barcelone nekk dëkku Messi d'accord ñu ngi lay nuyu di la dalal ci émission bi baax na waaw non dama gis programme bi rek bëggoon cee participer. ndax d'accord man ñu yàgg ngi lay naa déglu presque ñu am ngi lay naa déglu ñu ngi lay déglu xaar ma wàññi waaw ndax man am naa fi 18 ans presque ak fii Europe kon léegi. li ma xam 18 ans bëri na 18 ans 18 ans waaw. mais yaa ngi ñëw Sénégal kon léegi maa ngi ñëw Sénégal. 2019 laa fi géej astaghfirullah 2018 laa fi géej. d'accord waaw léegi problème bi may wax nii rek mooy comme man yàgg naa fi man sama jabar tubaab la. sama jabar ñëw nañ Sénégal. ndax tur bi ma la wax ni boo nee El Hadj Malick Diop Espagne Barcelone parce que mën naa la wax ni ma fi xam bëri na ndax yàgg naa fi. mais problème mu immigration bi am nii. ñu bëri ni ñu koy gisee du yoon ndax Sénégal exemple. métti na trop foo ko jàpp métti na ndax man damay ñëw Sénégal chaque 2 ans wala chaque 1 an ma ñëw. mais gis nga Europe fii ma lay wax nii am na ñu fi nekk ñoo xam ne nii am nañ fi 10 ans 15 ans. wallahi wal qur'aanil azim tey laa yónnee kenn 20 euros pour amul lu mu lekk. ndeysaan loolu métti na loolu da nga fi gis ay sénégalais yoo xam ni wallahi wal qur'aanil azim bërki démb ak tey yóbbante naa pour le moins ci transfert xaalis yi lu mat presque ay 80 euros ñoo xam dañ lay ñaan duñ lekk fii dem na ba moment biñ toll mooy li Tange doon wax léegi
waaw pour nga gis tubaab bu am lu lekk sax yombul. exemple am na ñu fi doon liggéey ndax Sénégal bu njëkk da ngay Europe fii bu njëkk da ngay liggéey. boo toogee benn moment bi liggéeyoo dafa am loo xam ne da nga koy fayoo. mais moment bi ñu toll nii juste am na sénégalais ak ay tubaab yoo xam ni bañ dugalee pour ñu war leen a fay benn 400 euros. lu mat 3 mois yoo xam ne kenn fayuñ leen. li ko waral moom mooy pandémie bi fi jamono toll. pandémie bi moo ko waral. moom moo ko waral. léegi moment bii nii nit ñi par exemple am na sama benn copain boo xam ne sama copain intime la. am na fi Espagne presque 14 ans. embauchement la yoroon. moment bii mi ngi toog presque 8 mois yoo xam ne fayul lu yaas. 8 mois. te chaque mois mi ngi fay 350 euros. waay loolu métti na waay. xam nga loolu bu fekkee da nga koy wax tey koo xam ne dafa nekk Sénégal gisul. xamul loolu du ko gëm. day jàpp ni Europe fii. nit ñaa ngi ñëw. ñi ngi am xaalis te ñi ma lay wax ni ñëpp ñu am ay këyit lañ ñoo xam ne yàgg nañ fi am na ci ñaar ñoo xam nationalité lañ yor. mais ñi gën a sonn mooy ñi am këyit. imaginez ki am këyit am lépp bu fekkee dafa nekk fi di dund googu. ki nga xam ni moom moo nekk. te war a fay ay taxes aussi amul këyit ban dund lay dund bu ñëwee. war a fay ay taxes aussi day metti waaye. dafay metti et fii mën naa la wax sénégalais yoo xam ni moment bi ñuy dellu siwaat nga xam dafa nekk ci pandémie bi ñoom ñu ñëw ndax Sénégal lañ nekkoon ñii amatuñu woon billet dañ leen lijjantil fii ay billet ñii seen mbokk lebaleen ñu ñibbisi bi ñëwaatee fii Espagne bi ñëwee waxuma la liggéey de dañoo xëy di tëdd metti na man des fois damay liggéey Croix-Rouge ndax des fois damay man chef de cuisine la mais imagine chef de cuisine la 5 mois ngi ni liggéeyuma 5 mois mais yaa ngi jot sa salaire quand même yaa ngi jot salaire bi ndax moment bi ñu toog ni juste dañoo tëj lépp lu bokk ci restauration hôtel dañ ko tëj Espagne. waaw léegi imaginer man ma toog 5 mois yoo xam ne liggéeyuma. mais yaa ngi jot sa salaire mais lan moo tax man loolu man non amoo salaire. amoo salaire ma la waxee ni la 5 mois. 5 mois 1000 francs dugul sama compte. waaw léegi problème bi rek si ñu yàlla dimbale mooy man sama jabar mi ngi liggéey ndax sama jabar fonctionnaire bi. léegi liggéey boobu muy liggéey noonu moom moo tax ma mën a dund mais imagine man mi fi def 18 ans. tey bu fekkoon sama jabar liggéey man fan laay dundee te am nañ benn doom. waay day métti d'accord defe naa ne kàddu yi leer na da nga dëggal rek li nga xamante ne moom la Tange doon wax sànq que am na ñoo xamante ne man am na kenn kuñ ma wax ku nekk États-Unis il a fait là-bas 35 ans amul këyit mënul ñibbi 35 ans amul këyit mënul ñibbi. ak Ndiaga Samba. ñu jógee Espagne. dem Italie. ma war fa tëgg soirée gis fa benn maire boo xam te dafa ñëw di ran pour jënd billet pour gis ma rek pour ñaan ma quoi. pour gis Aline Mbaye Nder. wala bu ma ñëwee naa ko jox numéro Aline Mbaye Nder pour Aline Mbaye Nder yónnee ko ticket pour ba mën a ñibbisi. amatul lu mu ñibbee amatul dara. dem naa fa man vivre naa fa xam naa ne fa am kii dem na fa. mais man c'est que la may wax dafa am solo pour sénégalais yëpp. ambassadeur yi mbir mi moom xam naa ne man ambassade laa wax xoolal ma dafa naan ma xaaral dimbali ma rek li may dafa am solo. ma am xaalis bi ñuy jël di ko fayee gaal moo gën a bari fuuf li ñuy jël. di ko déposer visa. mais bu fekkente ne mayuñu leen visa nañ leen delloo seen xaalis ndax ñu mën a investir dara. beneen bi mooy bu ñu bañee dugg ci gaal yi dem xam nga chaque jour boo robee ci tali bi yaa ngi fay gis ay gendarme ak ay policiers yi taxaw di saytu tali bi ku amul kii doo fa jaar boo fa jaar dañ lay jàpp carte grise dañ lay laaj wala ñu laaj la assurance comprendre nga mag sax dañ la koy laaj mais pourquoi exemple quoi ñoom ambassade ñoom duñu leen wax dara dañuy rejeté booy yi comprendre nga tout le temps dañuy rejeté ay millions de personnes te loolu alal ju bari la ñoom dañ koy jël yóbbu ko seen dëkk booy bu ñëwee foofu xool plusieurs fois léegi nañ dem xaru ji ci géej gi mais bu fekkente ne dem nañ ci géej gi te fekkuñu fa kenn ku leen di wax neen bu leen fi jaar dañuy waxtaan te yàlla heure bi gars yi di jël gaal yi xaru moom du solution bi mais du solution dama bëgg ñu jàll ci beneen parce que c'est juste pour rebondir par rapport elle m'avait posé une question parce que on est dans un débat démocratique bien sûr on est relax voilà ku nekk xalaatam tey Abou lu muy défendre man défendre ma ko du ma ko mës a défendre voilà xëy na dafa ay nit ñoo ñàkk seen bakkan foog ñu masawu leen mais je suis pas d'accord je dis que ñoom ñoo cherché ils sont partis vers la mort dafa am benn question boo posé léegi nga ne est-ce que du ñun ñooy dem Las Vegas non dina ci ñëw loolu ci waxtaan bee fi ñu jëm après day ñëw loolu dina ci ñëw bay wax loolu alors c'est-à-dire que non pas foofu ci immigration bi quoi lay wax c'est-à-dire que je veux te montrer quelque chose ñun ñuy dem liggéey moo ñu fa yóbbu liggéey boobu tàmbalewuñu ko Europe Sénégal lañ ko tàmbalee ñefante ko jaayante ko ci fukki dërëm ñeent fukk 1000 francs ba yàlla yóbbuñu foofu ku yàgg ci teen ba fekk la fa le problème des Sénégalais aujourd'hui c'est quoi
la dignité est rare. On n'a plus de vergogne. Dëgg la. vergogne suñ koy wax maanaam mooy jom. dignité moo fi amatul. vergogne maanaam mooy jom amatu fi. tey dama naan Sénégal ñii di jël gaal gi di fay 350 000 500 000. ils pouvaient être des millionnaires et des milliardaires au Sénégal. D'accord. Comme j'ai dit, de manière- On est à la télévision téléspectateurs aussi. waaw ñoom ñooy priorité bi ah allo. allo waaw. salaamaaleykum. yaa may dégg. ñu ngi lay dégg bu baax noo tudd ak fay wootee. man maa ngi tudd Issa Bal maa ngi nekk Modou États-Unis mais di woote fii ci Dakar. d'accord yaa ngi Dakar mais Modou États-Unis nga. waaw lan moo leen di Dakar léegi dama bëggoon actuellement nii participer quoi. lan moo leen di maa ngi Dakar Dakar maa ngi Dakar dama ñëw vacances nii quoi. d'accord da nga ñëw vacances. waaw. d'accord ñu ngi lay déglu. ok li ma bëggoon intervenir tuuti mooy li Abou Thioubalo wax. maanaam Abou def ne ambassade yi ñu fi yor dañu war a yombalal ñu ni visa. li mu wax dëgg la mais Kanta ni mu ko waxee ni mu koy waxee du noonu maanaam gis nga visa yoon la. bu dee da nga ne commerçant nga da nga war a monter dossier commerçant. boo ñëwee ambassade nga wan leen ay preuve yu leer. yu wane ne yow boo demee commerce ngay def da ngay dellu sa dëkk dañ lay jox visa. mais léegi exemple comme ni ma ne nañ yombalalee ñu ni bu dee boo yëpp jox nañ leen visa léegi yow imagine toi le taux de chômage bi nekk foofu tey. man nee naa def naa 20 ans. léegi bu dee ñëpp dañuy ñaan visa ne dañuy dem ku nekk ne da ngay dimbali papa dimbali yaay. ku dem toog léegi ñoom bu ñu demee c'est-à-dire dañuy yokk chômage. parce que man 20 ans yi ma fa def gis naa américain am ne fa lañ juddoo. fa la ñu màggee yaroo fa ci mbalit yi la ñuy lekk. ci mbedd yi la ñuy fanaan. exemple tey Amérique bu amul woon social tey. li ñuy wax food stamp. Modou bu fa nekk xam na li may wax food stamp mooy maanaam lekk la ñuy dimbalee gouvernement moo lay dimbale loo lekk. kër boo ko amul am na lu ñuy wax housing mooy maanaam këru gouvernement bi. am na lu ñuy wax waat welfare mooy nekk walaakaana boo amul. gouvernement moo lay dimbali. mais boo ko xoolee dëkk yooyu tey ak Sénégal mënoo ko comparer. mooy ñoom seen système ak suñu système c'est diamétralement opposé. parce que c'est-à-dire ñoom da ngay fay impôt. wala. Sénégal tey wax ma fii kan mooy fay impôt. du kenn gaa ngi fay impôt de. voilà du fële exemple tey booy dawal tey police ne la pire arrêté sa oto sa doo ko wàcc doo dem naan baal mag wala di génn xaalis di joxe dañ lay bindal ticket da ngay dem fay. ci du fu la neex nga gaare sa oto. boo gaaree foo warul gaare dañuy ñëw jël sa oto. bu ñu la joxalee ticket fayoo am na fu muy toll dañuy ñëw jël sa oto fourrière. xam nga dëkk bi day jaar yoon. mais àdduna tam jeunes yi li ñu war a xam mooy jullit boo nekkee jullit da ngay gëm yàlla. da ngay jiital yàlla ci lépp man. j'ai fait les bancs. en 96 laa am bac lycée Galandou Diouf ma bàyyi jàng. sama papa il est parti à la retraite en 1983. muy percevoir trimestre am moins de 40 000 francs mais teewul bu ma xooloon tey loolu ne sama papa dafa retraite en 83 wallahi lazim pour ñu lekk problème la. mënoon naa mbëkk gaal ak yëpp mais dama xool tracé dossier de dépôt de visa ma dem. j'ai fait mon dépôt ma dem ñaan ñu may ma visa ma dem mais boo nee jeune rek. nga gis day métti sa dëkkandoo tey am étage wala yooyu nga ne il faut man tam ma dem. mais léegi jeunes yëpp bu ñu demee léegi. kan moo fi des tey dëgg la waaye. jullit daal li ma leen di conseillé mooy. nañ jéem a jël non après xaaral bu coupé. ku nekk nga leeral ku nekk nga jéem a xool dossier. nga dem bu dee da ngay liggéey. boo demee déposer des papiers complets dañ lay may. mais boo ñëwee wane woo des dossiers concrets nga ne da ngay dem. Espagne bi ñuy joxe man dem naa Espagne. dem naa Italie dem naa France mais taux de chômage bi fa nekk mooy loolu am na moo di ñi booy njëkkoon bëgg gaal dem fa tey wallahi azim ñu si bëri. amuñ sax lu ñu lekk. affaire yi du question ne da ngay dem damay dimbali sama yaay. boo demee am na solo am na solo on a compris. que nañ ko teg ci yoon. voilà te bañ a xaru tamit. ok doguma la. mais il faut pas que les gens ñu bëgg a blâmer le gouvernement boo waxee ñu ne Macky Sall boo waxee ñu ne lii déglu ma expliquer la tey exemple je te donne un exemple concret. Guinée dañuy jóge Guinée ñëw fii duñu indaale dara dëgg la wala dëgg. waay Diallo toog ci bopp koñ bi di jaay fruit. wala. waaw. xëy ubbi bitig koñ bi mais ñun sénégalais boo waxee ñu naan man du ma def lii di taamu. ba pare bu li ñuy bañ. fii boo demee loolu aussi man posé naa question boobu noonu. li muy wax nii mooy que Guinéen bi dafay jógee dëkkam ñëw fii di xoslu yow nga dëkk fii nga ne lii du ma ko def
sama xarit bi na ma gis nga man su ma xëyoon tey jaay banaan teg ko ci angle bi tey sama waa kër ñoo koy jeexal du ma denc du ma économiser loolu aussi benn réflexion la bu mu am ci instant boobu mu yox noonu que Guinée bi aussi bokkul ak ki fi dëkk aussi loolu aussi defe naa bëgg naa aussi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax dëgg la je sais pas ndax comprendre li ma bëgg a wax moom li muy raisonné maam jaay maam kii jaay gerte caaf xam nga gerte caaf boo defe naa téléspectateur bi dem na d'accord Abou vite fait pour ma leeral loolu waaw leeral bi mooy waxuma exemple ku jóg rek ñi may la visa nga dem mais visa boo soo koy demandé da ngay bind ay kayit yu wóor lii ak lii moo la fay yóbbu bu fekkente ni dem nañ ba may la visa mooy yow aar nañ la parce que balaa ngaa dem di nga am sa assurance di nga am sa lépp mais bu fekkente ne dem nga ba ci dëkk bi li la fa yóbboon defuloo ko mais dëkk boo gis am na yoon bu koy am na yoon quoi am na policier am na nangam ak am na ñoo xam te ni tubaab bi dañuy wër ñu amul kayit guddi gi ñu leen di jàpp des fois leen delloo si mais loolu exemple yoonu ambassade bi waru cee nekk xam nga yoonu ambassade la ma war a nekk yoonam moom na ñëw xool ci kayit yi ñu lay defal mu may la visa bu fekkente ni wóoluwu la ba mayu la mais bu fekkente ni delloo la lépp mais na la jox 50% man fa laay waxee mais bu fekkente ni defoo loolu booy bi day ñëg dem géej te bu demee géej amul kenn ku mën a garder géej d'accord ñëg bi nag la ñuy bañ quoi waaye policiers yi duñ fa taxaw policiers yi duñ fa taxaw kenn du fa taxaw booy yi ñoom it bu ñu ñëwee dañuy dugg gaal dem seen yoon d'accord alors defe naa ne communication non oui ma non du musa leer Tange non xam nga tey bu ma nekk di dégg li yëpp dafa koy bàyyi damay ñëw de d'accord voilà non ñëpp bi laa dul d'accord en une minute waaw c'est-à-dire que il faut que ñu comprendre gis nga explication su leerul booy dara du leer seen bopp un contrat c'est un contrat dama ñëw pour déposer visa ambassade France lii lañ la laaj lii ngay fay suñ la mayee gagné nga suñ la mayul da ngay perte amul ñit waru fi am pourquoi ñi di fa am mais exemple yow yaa joxe sa xaalis pour dem mayuñu la mais bul dem déposer kon bul dem déposer abu mais kon ñu fi jëlee ambassade ñoom li ñu wax dafa leer pour ma tëj foofu aussi mu leer ñu jaale ci leen Abou Tange yàgg naa kaas lii dama ne la Tange ànd ak artiste dem ba foofu ñu ne ko acca non ba may ñi bàyyi loolu moo dul yoon gis nga Sénégal artiste dañ ciy jooy artiste yëpp lañ ko def ñëpp dafay indi beneen polémique artistes yi yéen a sànq seen bopp nañu waxante dëgg artiste kenn du ko refuser visa non déglu ma orchestre non déglu ma orchestre Sénégal xam nañu benn orchestre dépassé wu fi 15 personnes mënoo jël Abou Thioubalo di ko yóbbu tourné nga dem benn liste 50 personnes def ko dóor xam nañu dóor ci dóor bi moo bare dóor yooyu moom ay dóor la kan mooy dóor xam nga tubaab yi bu njëkk dañ doon nelaw mais après ambassade yi ñooy jël seen ay éléments Abou Thioubalo day jouer soirée fu mu koy jouer Villa Cristal tubaab bi ñëw Villa Cristal taxaw toog di seetaan xamoo ko de mu compté orchestre Abou Thioubalo 1 2 3 4 5 6 ba mu xam nombre de personnes Abou Thioubalo suba ngay dem déposer visa indil Abou Thioubalo 25 artistes Ouzin Keita ñi xam ne que amul orchestre amul dara nga dugal ko lay ba nga ne Ouzin Keita laa yóbbu Paris nga dugalal ko orchestre turu diw mais tubaab yi dañoo yeewu ci loolu dóor yi la tubaab yi comprendre dóor yi déglu ma yéen a naxtaayal seen bopp bul wax yéen non xam nga man musuma dóor artistes yi lay wax en général xam nga tey yéen artistes yi dama lay wax rek am na artistes yoo xamante ni dañuy dem tournée déglu ma yëpp dañuy wax dëgg kay man j'ai pas peur bu ma juddoo ba tey jii Serigne Saliou Mbacké laa yaakaar daf ma ne bul ma sa wàcc yoonu dëgg doo bare ay soppe moo tax mu lay joxe naan yéen parce que yaa fi toogal yow tey artiste nga yow yaay représenté artistes yi tey artiste taxaw na fii def orchestre dóor artiste bi ci boppam moo dóor ba mu dóoree dem ambassade xam na ni dóor la ñu ne ko ñëwal mu ñëw ñu ne ko jëlal engagement kii day ñëwaat te dóor la woon mu jël ñu jox ko visa ñu yóbbu ko France waaye kañ ñu yóbboon dañu nangu passeport dañ ko tëj ci hôtel bi dañ koo tëj nanguñ mu jël caabi bay ñibbi ñu indiwaat ko léegi xam nga soo demee présentation de après ñu négocier ñu ne ko mën nañ la dugalaat te artiste boobu gis naa ko fii temps yi ñu yow waxu visa mu génn ci carrément et ça je peux le témoigner ça dit c'est ça qui me fait mal j'aime pas l'hypocrisie d'accord alors genn wàll bi dañuy dóor mais man du ma dóor waxuma la Abou yow non Abou du yow Abou mais du yow sax yaay dóor du Abou yow yaay dóor Abou sax yow dañ lay dóor yow représentant nga tey ci artiste yi c'est-à-dire Abou moom dañ koy dóor le promoteur yow da lay dóor day ñëw ne la Abou dama bëgg dafa yow concert concert bi intéressé wu ko sa musique intéressé wu ko xam nga moo ko intéressé 15 personnes ñi mu jëlee Louga ñi mu jëlee Matam ñi mu jëlee Tamba nañu dugg ci biir yow xam nga loo intéressé cachet bi ñu lay fay yéeg nga tëdd nga sa hôtel yow doo xam sax ñan ñooy voyagé doo bokk ak ñooñu vol man daal xaw ma kat américain yi daal kenn du ñëw sama première dem dama dem ñu may ma 6 mois ma war a delluwaat ñu may ma 10 ans naka ñëw mën a maye mais français yi ñun non bokkuñu système système bokkul d'accord français yi alors lii nii Amérique dama lay wax man am naa problème Amérique dama lay jox benn exemple pour wala nañu xarañee
dama nekkoon Paris war a jógee Paris pour dem New York. xanaa nga liggéey ak ñoom. déglu ma pour dem New York. léegi ma jógee foofu dem Suède. léegi ma demee Suède ma xëy na xaaral ma jënd sama billet par internet. ma def départ Suède New York. ci saa si ma fàttee am na benn valise bi ma waroon jël Paris yóbbaale ko. ma fàttee changé waat billet bi de même instant. defaat ko même tour même date de naissance Paris New York. fa may jëndee billet bi toog naa 1 mois soog a dem. ba ma jëndee billet bi ci saa si américains yi xam nañu Tange war na ñëw si dëkk bi tel jour. mais Tange naka la mën a jógee Suède Tange naka la mën a jógee New York. billaay dama wàcc avion bi dama ñëw rek ñu ne ma kaay man xaw ma lu xew ñu dugal ma benn bureau dugal ay dossier kii dugg génn kii dugg nag waa lu xew policier bi ñëw policier américain bi nii nga tudd date bii nga judd Sénégal nga dëkk quartier bii nga dëkk société bi yaa ko moom yaa ko créé en telle année ñëw nga New York bi nga fi jógee demoon nga dëkk bi dem nga dëkk bi am na ki nga fi àndoon en 2013 Gomis anamu ma ne ko mi ngi fi xam nga fu mu nekk ma ne ko bon je sais pas mu ne ma mi ngi dëkk bii mi ngi adresse bi mi ngi fii ak fii mais question buñ ma posé ma tontu ko sama dund Sénégal dañ ma ko wax ba mu jeex tàgg maanaam ñooñu bokkuñu non may war a bokkuñu si laa tëb ma ne mais attends français yi nañ non ma ne ko mais pourquoi ngeen def ma lii parce que man kese maa doon blague ci avion bi parce que pour man question de raciste la non parce que terroriste bi dafa bëri dañuy gis même personne même date de naissance départ Stockholm même pas 5 minutes pour départ France donc loolu ça nous a inquiété billet bi soo koy jënd ñëw na si seen machine mais après ils m'ont laissé partir mais samay bagage ba ci valise bi roulette bi dañ ko dévissé fëgg ab naanaa bi ma yóbboon man fas su ma jëm yóbbu war nga suukar naanaa ba téye na ma ci aéroport ba 4 heures de temps pour ñu xool lan la wan naa leen ni baraada man leen attaaya ñu ne leen labo lañ ko yóbbu xamuñu du yàmbaa la xamuñu labo ma toog di xaar ay résultats 4 heures de temps lay soog génn aéroport kon américains yi nag bu ñu fontoo nag ñoo gën a xam ne yàmbaa mel noonu ñoo ko gën a noonu la Amérique rawee Europe d'accord léegi ñu jàll ci beneen waxtaan maintenant ñu dugg na Abou xam nga président de la République nañ def 50-50 bu ñu mayoon nañ ñu delloo suñu 50. Abou dañ la coloniser et puis xam nga lu ma gën a métti xam nga lu ma gën a métti boo ñaan visa léegi doo wax ak nit ordinateur bi waxal mu jox la rendez-vous imaginez bu ngeen nekkee 50 personnes ñoom ñooy xool par 3 personnes ñu may leen jeudi ñii ñu may leen lee pour rendez-vous rek te doo wax ak nit boo demee grand koo laaj mu ne la non demal fee rek grand mais loolu mooy liggéey bu jaar yoon aussi loolu aussi dañ ko informatiser léegi Abou dañ ko informatiser léegi il faut que léegi ñu informatiser am na ñoo xam ne jànguñu sama genre gi jànguñu dañ doon recruter ay nit si kees bi pour jaay la léegi wàññi nañu recrutement yi ay machine lañ ay machine d'accord alors Issa xoolal tey caméra yi ay robot ñoo lay filmer kenn téye ko Pays bu fekkee pour ñu def transition dugg ci beneen waxtaan bi je pense que am nañu foofu vidéo du jour da pour ñu def suñu transition dugg ci beneen waxtaan bi ñëw nag ci waxtaanu actualité musique showbiz li nga xamante ne xew na ci réew mi ak ci bitim réew yëpp daañu ko waxtaanee tey Mbaye en attendant ngay xeli lawol bi ñu xool vidéo du jour bu fekkee ne pare na je rappelle mën ngeen participer ba léegi yéen tam yéen téléspectateurs yi numéro yi mu ngi affiché wu noonu ci baaw écran bi 88 628 le 11 22 à l'étranger mën ngeen woote ci 33 841 23 36 loolu moo lay dugal ci émission guddi gi noonu lay demee su ko defee ngeen mën a participer parce que nag gis nañ ne yéen a ngi bàyyi xel émission bi bu baax a baax a baax Mbaye wool ataaya bi sponsor bi mu ñëw. sponsor bi waaw. ba tey ataaya li may ataaya yi baaxul. li ma ataaya yu baaxul. bis bu baax bi ñëwagul. waaw bu baax bi ñëwagul. waaw. waaye bii de bu baaxoon toj fi. non baaxul non lii baaxul. waaw bàyyi ba mu baax lu baax bi. am baax su ñëwee. léegi woo leen. ah man ñoom xam nañu seen bopp ñu ngi seetaan émission bi. waaw ñu ngi seetaan seen bopp mais sponsor bu fi njëkk a ñëw. dootu ko defati. waaw loolu laa la wax. ah war nañ ñëw de. non xoolal sponsor bu gën a gaaw am nga ku nekk sa wet wala Ousseynou Gueye Sénico. Ousseynou Gueye Sénico. ah maa ngi lay déglu. jeex na ah jeex na daal mi ngi sa wet. suñu moom moo war a njëkk a ñëw. taxawal Libaas woo naa la. maa ngi fii Libaas. Mbaye kaay taxaw nii fii ngay wootee. dama ni Libaas. waaw fii ngay wootee. Libaas dama bëgg suba nga wootee. Libaas mooy kuy Libaas. Libaas mooy kër Aram jàppale. ok waaw kooku moom sa xarit la. sama xarit nga. ah yaa ma ko waxoon. yaa ne woon Mbaye soo nee taaje boon ma ne wëlay yaa ngi sama ginnaaw. Yves. non mais Baye Ndiaye woo ko temps yi. ah Baye Ndiaye. ñoom mos nañu kër gi sax mos nañu. xarit lañ mos nañu kër gi. mais non Dapi. moo seera damaa wax Aziz mu ne ma Mbaye loo wax si sponsor laajal Dapi. kon Dapi Aziz nee na ma woon su ma ko jotul naa la woo. kon boog sa produit yu bees yi ma doon wax keroog. na ñëw fii suba en attaque. foofu si seen bureau da ngay xëy foofu ci bureau. waaw suba seen foofu laay. yónni naa la Mbaye yow parce que Aziz dañu ma
amatul bu ma ko wootee yow laa amal affaire dem. Dabi ak kan waaw nañ gérer ñaar yooyu ñett yooyu. en attendant waaw ba ñu xool commercial bi dugal si poche yeeg. poche bi nekk nii dara amatul. poche yi dara am waaw dafa bënd bu nekk nii. poche yi dara amu ko fi. d'accord alors. waaw c'est ça guddi gi ah c'est relax ah. yére bi sax dañ ma ko solo dañ ma ko may fi nekk may ñëw. ku la may yére bi. waaw kii foofu VDK Khadim. waaw ak moom ñoom suñu ay xarit suba ñu ngi suba ñoo lay solal. incha allah waaw Khadim. dégg naa la Yves ñun ñaar kee moom amul may kañ nga siis. d'accord alors ñu xool vidéo du jour bi dellu si waat Khadim waaw non xam naa ko nii mais miinu ma ko waaw Khadim xam naa ko nii mais miinu ma ko alors ñu dem xool suñu vidéo du jour dellu si waat su ko defee ñu def transition dugg nag ci waxtaanu li lëmbe réew mi jamono ji muy milieu showbiz sénégalaise bi. lii rafet naa image bi police kii dafa pan jigéen la police ba am koy pousse mais maa bëgg sam police waaye merci monsieur l'agent lii rafet naa image bi police kii dafa pan jigéen la police ba am koy pousse mais maa bëgg sam police waaye lii rafet naa image bi police kii dafa pan jigéen alors gis ngeen image boobu noonu ban jàngat ngeen ci am parce que dañu gis embouteillage oto panne policier bi bàyyi fi mu nekkoon postam ñëw di pousse le borom oto bi citoyenneté bokk ci réew xam ne dëgg la man maa nekk ci position boo xamante ne yow da nga faible sama kanam parce que man maay policier bi waaye yéen ñi ñoo leen di aar ñi ñoo leen war a jàppale. bon c'est juste geste bu noble la surtout de la part de la police sénégalaise muy police boo xamante ni tey mën naa jàpp ni que ñoom jàppewuñu seen bopp tenue bi parce que ñoom ñoo war yor suñu kaaraange ñoo war yor kaaraange yoon bi ak tali bi tey benn oto su paanee moom mu war defar circulation bi demul pousse oto bi je crois que circulation bi dina gën a jaxasoo liggéey bi gën a métti ci kanam donc plus simple mooy doomu aadama la il est là pour la sécurité parce que kooku tey su nekkoon ci njàqare moom mooy doon premier secours am avant sapeur pompier di ñëw donc mu def loolu je crois que geste bu noble la geste bu rafet la donc policiers yi gendarme yi ñoom ñu nekk tali bi je crois que on est des frères parce que man souvent su ma dajee ak ñoom ci tali bi même suñu ma xamul sax si waxtaan mais da ngay sentir que ay doomu aadama lañu ay nit kese lañu ay nit kese lañu donc compréhension day am toujours suñu diggante ak ñoom donc souvent nag gars yi critiquer leen mais comme on dit rek c'est-à-dire que benn pombiteer bu nëb taxul ñu généraliser ñëpp mais quand même la police sénégalaise bokk na ci police boo xamante ni moom la ñu gën a respecté tey en Afrique de l'Ouest gendarme yi bokk nañ ci ñi gën a xarañ en plus il se respecte tey parce que su ma gisee un policier ci tali bi nga taxaw fa 24 heures ñàkk tooy xep tey nga ñëw jàpp benn oto jàppoo ko gratuitement da nga ko bëgg a teg ci yoon parce que oto yi tey li ñuy dawee teguñu ko ci yoon doo am visite technique doo am assurance mais loolu c'est pour sa sécurité la yow mooy sànq kële lu mu doon wax sànq ki nekkoon États-Unis xam nga tey loolu yëpp suñu la bindaloon nga fay 6000 ku war a fay état bi na benn xaalis ba nga xamante ni tey lu bëri yéen a ngi koy kaas ci réew mi lu bëri te dootoo ko defaat sax xanaa mooy Sénégalais dafa ragal poche am te dootoo ko defaat Sénégalais boo laalee poche bi rek mu normal am nga loo ci sànni ci image vidéo du jour dama jógee Gambie benn jour di daw 2009 bi di daw xël romb ay douanier ñu arrêté ma man bi ma delloo dañ ma yedd ne ma noonu li ngay dawee baaxul ba pare teral ma may ma fa ndox may ma lépp quoi laaj ma samay pièces moom mat sëkk jour boobu laa comprendre quoi lu bari mais man policier su ma mësaan a jàpp damay siisu mais léegi bañ naa ko ba sama oto bëgguma benn pièce manqué ci lépp ay mat des fois damay romb policier xool ni kii sama morom la wala li ma magee bariwul man lay neex maa yëkkati sama poche ne ko grand am dama la fa njëgu ndox déggoo ma de njëgu ndox ci tali parce que ba may xaritu policier ñoom Big Pato su may xarit la Aliou Sagna gis nga bi couvre-feu bi metti pour nga maam c'est que ñoom pour ñu lekk problème la Marème Faye Sall moo doon taal ay oto yëpp ci ay nit dem ci rond-point yëpp leen may mais waa police parcelles yi des fois ñoom bu ñu xiifee man mi lañ doon woo téléphone maa doon génn dem ci sama benn xarit boo xam ne xam ne dañoo teroon jaay débiteri la yoroon mu fexee ba boyal defal leen ñoom bu ñu ñëwee lekk kon man am naa xaritu policier léegi rek barki Seydina Mohamed policier ba tasel xamula de mais damay tourner léegi dafa ma jàpp ne ma allo abu ci wala ma ne ko waaw mu ne ma yow li nga solo def man émission nga jëm ma ne ko DJ Yves moo ma invité demal nga xool ko maa ngi suivre émission bi mi ngi fii tur bi laa xamul mi ngi fii mais xool bu ñu génnee fa la nekk ci Castor bi boo tur non si soo jógee ci autoroute bi d'accord mooy ñi monté fii waaw si benn waa ji njool la ñoom suñu ay xarit lañu ñu ngi leen di nuyu bu baax mu ne ma léegi demal ñëwaat ma laaj say d'accord alors sànq ñu ngi ciy nuyu waale capitaine Diouk mu ngi recherche bu Colobane ñu ngi koy nuyu section recherche capitaine Diouk moom sama frère la
maa ngi koy nuyu bu baax a baax fàttewu ma aussi El Guèye nee na mu ngi seetaan depuis Belgique. ak commandant Adama Niang section recherche. section recherche bu Colobane waaw moom mooy commandant Diouf mooy capitaine. ak Diaw Grand Dakar. ak Diaw d'accord non mooy comme ni mu wax am na koo xam ne kenn du ko bàq amul yaakaar. d'accord alors amul yaakaar balul kenn. dafa am lu wax léegi mooy Diouf man ci confinement bi. dama xëy gis leen ni ñuy taxawee ma ne mais kenn doxul ñu nekk ci mbedd muy weeru koor. damay jël sama oto def ci ay jus def ci ay boissons jéemu ma leen xam. buñ ma xamee sax damay ñëw romb nga taxaw tur ñu ma jox la. parfois ma yëkkati samay oto def ci ay 5000 yu bëri. dem bàyyi rond point di leen ko jox. parce que je me dis que c'est des jeunes ñi ngi assurer suñu sécurité kenn nekku fa donc dafa métti. donc dafa métti d'accord alors Fafa boo xoolee Abou Thioubalo mu toog ni tey en 2009 fan la fekk yow. si boobu maa ngi nekk Mbodj boobu booy laa woon si mi ngi ma fekk boobu ñoo ngi dëkk loolu man mi maa ngi dëkk mais yaa ngi doon dund gaa ñi man dama feebar yaa ngi ko doon dund non solution période boobu noonu gaa yi laa doon jëkk am gel yooyu laa ko doon jëkk am muy gel sama boobu gaa yi man penda la tuddoon sa premier gel boobu premier gel amu ci non période boobu mi ngi la fekk ngay nekk di bëggante xale mais avant tout wutal kol des fois ngeen teg benn garde corps ci ginnaaw des fois muy collé gémmiñ man des fois muy tidde d'accord alors Abou en 2009 arrivée de Abou Thioubalo sur la scène musicale sénégalaise ça a marqué plus d'un mooy xam bitim réew moo xam réew moo xam ku mu ci mën a doon ba ci artistes yi nga xamante ne man toog naa man en toute franchise sa album maag Pape Diouf mu dugg ci otoom di waxtaan man ak moom mu dugal album bi naan Abou Thioubalo li mu way ni moom muy dund sa album ci biir otoom moom mu ngi otoom bu rouge bi yoragul sa armada bi donc ñëpp dañ leen nangul affaire bi ñëw succès bi waaw jéggi sax frontières yi nga dem ci fu ne nag dégg naa sax daan nga fay ko 800000 ci benn morceau playback solution waa ministère xaw ma fan ñoom mosoon woo ma boole nag sa staff ñu ne 800000 lañ laat gars yi période boobu noonu boo doon ñëwaat tey remember ñëwaat ci ni nga ko dundee ci pour résumer tuuti rek ci li nga wax ci problème moom 800000 yeeg nangam ak nangam ci lu yàggul dara benn morceau rek fay nañ ma ci morceau ci kii bi ma def nii fay nañ ma ci dëggal ci 1,5 million pour playback benn morceau billahi 1,5 million wallahi wal kitaabi dëggal cosaan bu bii mujj nii exemple laa jox te période boobu ni nga meloon bokk la période bii nii sa diamétralement opposé li may wax nii boo wooy Demba Guissé xam na ci dara mais wóor na ko li may wax nii wóor na Pape Diouf mais benn morceau rek te bi ma demee sax playback ma ko dama dem bay playback mu xaw a taw wis gars yi ne ma amul problème comme signé nga contrat bi jëlal maanaam dama lay delluwaat ci yàlla rek tey Yves mooy li ma expliqué temps muy yow di man ak buzz bi ni mu wàccee ni nga baal ma ak buzz bi ni mu wàccee nii fay la gars yi del wax fay ak fay bi bokk ni nga fayee nii ok ma dimbali la waaw loolu est-ce que du mbay ma sarax est-ce que du dañ laa yërëm est-ce que du dañ laa yërëm moo tax ñu ne xaaral ñu dimbali waat damaa dégg benn affaire Abou Thioubalo dama toog ay mag di wax nee nañ du sëriñ du dara nee na da nga daan encaisser ay programme mu jàmbur mais doo dem jeu ji da nga naan maa ngi ñëw ba programme jeex kenn du la gis. est-ce que tey Mbaye waaw may ko un boobu mu tontu. ok waaw na tontu. non exemple quoi man dama la doon fu mu toll nii moom posé question dañoo commencé foofu dama lay wax ne la chaque jour lii dafa baax parce que ki lay posé question moom du moom mooy wax nit ñi ci day jël ay xelu jàmbur wax na ko jërëjëf pour nit ñi comprendre loolu mosuma toog émission mère benn yoon la ma salam te dootul amaat ci àdduna non fii moom amul mère fii amul mère dañuy waxtaan rek léegi sa waxtaan wax dëgg ca la gis nga tey bu la yàlla mayoon nga nekk kilo maanaam nga nekk kilo wala ngay lekk kilo tout le temps nga dem ba feebar dootoo ko mën a lekk dëgg la bu la yàlla yëkkatee ba ci kaw a kaw bul yaakaar ni mukk kenn la wàccee ba suuf a suuf parce que li ngay xam nga ko li ngay am yaa ngi koy am 2009 période la boo xamante ni musique dafa doxoon de jamono jooju nga xew ak nga bañ a xew ñëpp doon musique mi ngi dox ba tey de musique mi ngi dox ba tey est-ce que du yow yaa doxul xaar ma waa ok léegi man quoi doxuma musique a ngi dox ba tey de waaw léegi kon man doxuma muy léegi tontu naa la foofu doxuma waaye te dama non comme moom loolu la bëgg ma tontu ko non mais continue 2009 musique doxoon na trop man séeréer laa génnoon mu jar lool nag dañ ko jaay ci adduna bi fépp lañ ko jaayee comprendre nga xam naa ci ay nit yoo xam dem naa ba Angleterre ñoom ñoo xamal man ne ma yow sa séeréer bi tax ñu suqale ko ci adduna parce que moom lañ doon jaay fii di am xaalis comprendre nga kon jamono jooju musique doxoon na mais jamono ji musiciens yëpp ànd ne musique doxatul kenn génnatul seede jaay ko ba mu jar dañuy waxtaan léegi kele lañ koy def di ko maye te bala moo génn sax ci kele yi dugal nga ko ci net bi ñëpp jël ko
mais jamono ju nekk ak lii xew jamono ju nekk ak lii maam c'est que liy féete kaw dëgg la maam kenn mënul kenn woy yomb woykat bari ku ne sa baat neex na mais est-ce que gérer succès aussi yomboon na ci yow moom. xam nga aussi succès aussi dafa doy waar da lay dof loo rawatina est-ce succès que musique attanoon na ko da lay dof succès loo musique moom da ngay mel da ngay dox te doo laal suuf si est-ce que aussi période boobu gérer woon nga sa succès yow ni nga ko waroon gérer waaw parce que période boobu Abou da daan wax rek Abou loo déggaan rek Abou da daan wax kon léegi kon jënd bàyyi ma naa noppi lii ndax def ma ne- naa lii mais xam nga tey musiciens yu bëri doo dégg ñu wax dara mais yow période boobu dañ la daan dégg lu bëri Abou jënd naa lan ay jëndal naa sama yaay kër yóbbu naa sama yaay màkka yóbbu naa lii def naa lii nangam ak sangam tabax naa lii cee gaañi est-ce que man daal am na sax ñu ne non am na sax ñu ne Abou mii est-ce que à la fin sax xabtaluñu ko ndax day wax rek Abou fu ñu tourné Abou ñoo ngi dégg gaañu ko noonu Abou dafa bëri woon muy génn ci écran yi génn di wax interview vas-y waaw lii moom du xelul nit ñi lii moom yaa ko ci doole déedéet waaw man benn xala musuma taxaw uyu ma musuma taxaw fenn de jëndal naa sama yaay kër ndeysaan jënduma kër ma wax dëgg yàlla maam sénégalais yi il faut ñu yeewu ci benn côté man dama judd ci baraaj yeroo ci màggee ci du ma complexé mais su ma benn morom musuma yeb dëgg la ma génnee album mu wër àdduna li ma ci doon am mënoon naa ko jëndee kër dëgg la jënduma kër dama dem toj suñu kër tabax ko macha allah avant ma koy tabax wane naa ko ci télé bi te xanaa booy wane mais est-ce que loolu jaroon na ko aussi Abou merci est-ce que loolu aussi jaroon na ko parce que aussi kii pourtant mën nga soo may ma continuer sax dama laa yéen ayca vas-y maanaam avant ma koo tabax laa ko dañuy ruubee rek léegi man su ma ko tabaxoon wane ko dañu naan est-ce que jaroon na nga koy wane man wane wu ma ko waa 2STV ñoo ma fekk si ñoo ma wax ne ma foo dëkk émission la woon xam naa je me rappelle 24 heures fan nga dëkk waaw exemple fan nga dëkk Pikine laa dëkk mais jamono yooyu maa ngi Nations Unies man ak Ndiaga ñoo nekkoon mais pourquoi fan nga dëkk maa leen man fii laa dëkk damay yóbbu suñu kër dafa am ay artistes yoo xamante ne dañuy wax ne fii laa dëkk fekk dëkkuñu man foofu Pikine laa dëkk marché Sabanel en face marché bi laa dëkk bi ma ñëwee dama bett sama yaay waxuma ko solul waxuma ko lenn naturellement mais est-ce que loolu yoon la woon Abou yoon la pour ci yow yoon la woon am na ñoo en xamante tant qu'artiste dafa ndànk am na koo xamante ni day toog moom parce que aussi artiste dafa am image boo xam daf ko war a préserver aussi c'est yow moomatuloo sa bopp que mooy complexe bi rek exactement mais Youssou Ndour mosu ko def Nit bu- Youssou Ndour avant ñuy gis yaayam yàgg Nit bu dee dem ba- na presque 30 xanaa 25 ans de carrière Léegi- balaa ñuy xam Youssou Ndour ba léegi nit ñi sax xamuñu fu muy yeewoo ay coon say kat dañ ñëpp a naan ngi fi en ñoo tout cas la kër fi yaayam ma nga Sacré Cœur waaye Youssou fa muy yeewoo moom kenn du la kër gii la Serigne Mbacke soxna loo maanaam dafa ni képp ku bañ way xëy na si jikkoo rafetul wala sa way rafetul kuy nëbb yaayam ku ne daa fekk ni sa yaay nekk non foofu du question de non nëbb non yaay non Abou non Léegi kay ma- ça n'a rien à non, non, voir Abou. ak nëbb yaay non Mais Abou bi ma- benn- Fafa, benn- Abou, da ngeen wàcc yaa de. ngi juum de waaw ñëwal yaa ngi juum de ok ñëw kuy nëbb yaayam nga ne da nga ne artiste dafa am yoo xam ne war image boo xam ne da nga koy préserver yow moomu bi may tuloo sa clip bopp bi may clip jëluma sama yaay de émission laay tourné am naa ay mbokk fan laa koy tourné Pikine laa koy tourné pourquoi may dem ci sama yaay maam di wane leen lu amul lu am laay wane wane ko mais def ma ko pour kenn yërëm ma ndax instant yi am naa loo xamante ni ñëpp moom lañu soxla woon bi ñu ñëwee ma bett ko wax ak moom mu seedeel ma lu rafet waxal ma lu rafet ba pare bëgg ma sénégalais yi bari bëgg gën ma bëgg ci lu mel noonu ndeysaan mais kër gi moo ko tabaxee léegi am na 10 ans yóbbu ma benn journaliste wane ko lu tax exemple laa lay jox parce que su ma ko defoon nga laaj ma ne ma lu tax nga def noonu da ngay mais wane. ñu ci bëri yëg nañ ko ah waaw ok beneen bi mooy bii moom du xelu nit ñi nee naa yaa ko inventé non inventé musuma ma toog ko fenn di wax kaay ma wax xaaral la ma- gis nga maay fa léegi xaaral léegi xam lépp nga lu def ma toog wax fii jàppal ni dama koo jëlee ci nit ñi ñëw indil leen man lu lay ko dégg du man naa maay ko. wax de man des fois ma ay dawal nit sama lay oto wax des fois may dawal sama oto lii romb nit mu arrêté ma taxaw ay waay yaa ngi tane léegi du mi ngi noonu benn bi Yves dama dégg ñu ne moom avant moo xew da daan baali Pape Diouf Pape Diouf rek la gëmoon mais dafa commencé siiw bàyyi Pape Diouf da nga naan ba mu yëgee succès dafa waaw et puis tamit et puis du tamit Ndiago Euro tamit ki ko yoroon ñoom ñaar ñoo bokk seen Pikine loolu pour man problème warul am foofu mais noonu émission bee ngi neex de mais ak tamit pour man problème warul am foofu mais Mbaye pourtant nag mënu nga bàyyi ba suba nga soog a meew meew yow ñu ngi la laaj kañ ngay meew nga ni suba mënu nga bàyyi ba suba Pape Diouf suma grand la man amul benn artiste bu la mën a wax ne la Abou Cuba la ma loon baal si ku dul Papa mais daan nga dem ci soirée gars yi ku dul Papa Ndiaye géwal amul ku la mën a wax ne la Abou Cuba la ci ma la loon ñëw mais daan nga jëlee nga jékki-jékki ni ma doon demee dugg soirée Pape waaw dafa soirée Pape Diouf dem naa fa demati fa sama première soirée man Pape Diouf laa njëkk a invité ci Pikine ndeysaan Pape Diouf laay invité mooy sama mag moo Yves Niang comme ni mu loon ñëwoon na Khadim Ndiaye non ñëwuloon waaw xam naa dafa jàppoon moo Youssou Ndour rek ñëpp laa invité woon exemple laa la bëgg jox rek mooy Mbaye fi mu toll yaa ngi commencé meew mais li nga meew Pape Diouf moom xam nga li sama problème man artiste boobu boo may laaj kan nga ci gën a yeb jamono ji salaam la ak Pape Diouf mais période boobu noonu y avait un problème
non amuñu problème xam nga boo nekkee xale amoon na benn jafe-jafe bu diggante Pikine xam nga boo nekkee xale bayal bi waaw boo nekkee xale def maam def benn affaire ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo la féete kaw amul kenn koo xamante ni xëcc na la pour maam xëcc na la ci wetam quoi ok boo jékki-jékki rek génn maam day jafe pour nga arrière demaat ci kooku dañ ko doon kale pour que loolu mooy que dañ la doon kale pour bañ nga jiitu leen. est-ce que du woon loolu waaw bu la neexee dañoo tiit quoi période boobu dañoo tiit quoi. est-ce que mën naa commencer non c'est juste que ce que je veux que ñu xam ko 2009 2020 ça fait 11 ans. Abou Thioubalo su dee 2009 il avait un succès énorme ba mu yëg succès mais jamono jooju Sénégal amul kenn ku gisoon Feuleem pour la. ku gisoon am na ñu ko gisoon de. non am na ñu ko gisoon. attendez am na ñu ko gisoon de. on était là aussi non déglu ma xam nga même suñ ko gisee kon waxuñu ko comme tey ni waaw man ñu ko doon wax. xaar ma jàppale la foofu. non kii dama ko xam kañ. non xaar ma jàppale ko non dama lay may. kii ba ma koy xam génnewul solution. kii moytul juum. kii ba ma koy xam. abu man xam naa ko avant solution man mi. YouTube ba ma koy xam. kay moo la xam nga case boobu ngay wax. case ngay wax. verso moo nekkoon ci kaw Goba Ndiaye Samb moo ko doon toj. soo taxawoon case ba da ngay seen golf. Fajaa dara nekk fa woon. Simba bu amoon parcelle 1 ba 26. Abou Thioubalo jaar na fa toj ko. Simba bu amoon Pikine jaar na fa toj ko. c'est pas par ses beaux yeux. parce que bi muy way jamono jooju kii wax na ko ci commencement bi. dam leen ne kii waykat la. parce que biir lay waye. Aïda Samb biir lay waye. am na ñoo xamante ni baat la ñuy waye am na ñoo xamante ni bakken la ñuy waye. je te donne un exemple demande aujourd'hui à Papis Niang. jour buy Sidi Diop di ñëw di toog. RB management. Papis m'appelle mu ne ma Tange kaay ma ne ko lan la mu ne ma noonu dafa am benn boy bu fi nekk moom kooku foog nga ma ne ko Papis dama jàpp mu ne ma noonu ngir yàlla Sidi ñëw toog dama ko nee yëkkatil. ma ne ko diw mu ne ma naan ma ne ko musique bi da nga ci am place. way bi da nga ci am place. mënee nga fii soo toppee lii topp lii dañ lay dégg fii dañ lay dégg fii. yaa moom sa bopp nag yéen booy yi su ngeen soxlaa gongo. su ñaari fan sa ñëwee ñetti fan sa ñëw ngeen def soo toppee yoon bi di ngay yéeg toog ci suuf. nga toogaat quelque temps yéegaat toog ci suuf. et je crois que bi mu ko waxee woon ba muy njëkk a fële il a vu le succès. Tarba Mbaye ainsi nii laa ko koy waxee. mu doon xale boo xamante ni aussi je le salue au passage du dugg ci dara te woowuma. lu mu créé commencé ko dama ne jox ma ci sa xalaat. mais balaa ñëw ci Tarba nañ ñëw dama ñëw ci Abou. Abou léegi xaaral dama ne Abou 2009 kenn gisul woon succès. je suis d'accord il a fait des erreurs. non nit ñi gisoon nañ succès bi. mais xamoon nañ ne Abou xew na. mais réseaux sociaux fi mu toll nii. amul woon bu fekkoon toll na fa. kon boobaa dina dégg lu nekk. animateurs yi ñu ngi ko doon invité ci télé yi. animateurs yi ñu ngi doon def ak moom émission. billaay tey je te dis que artiste soo ko invité en pleine émission. parle-lui de ses erreurs su toogee mu rectifié wu. kenn rectifié wu ko parce que gisuñu ko woon. Sénégal mooy loolu su lépp doxee dañuy ànd. non nekkoon na tapé YouTube xool émission yi ma def mais je me dis que il a fait des erreurs man personnellement. yan erreur la def. non wax naa ko moom laa koy wax personnellement. bul wax xam na yóbbu ko non mais non dama la wax say erreurs si bu ko bàyyi yow non wax naa mais tey xam nga nul ne peut avancer tant qu'il n'a pas fait des erreurs man Tange bi wax ak yéen j'ai fait beaucoup d'erreurs dans la communication. en commençant par Face Dakar et tout cela mais après je me suis rétabli xam na ne que lii du lii. moo tax tey ma teguwaat ci yoon. Abou tey je crois qu'il a fait tellement d'erreurs ça c'est derrière nous ce qui importe aujourd'hui mooy Abou a reconnu ses erreurs et en ce moment management bi waroon ci moom encadrement bi waroon ci moom amu ko woon. parce que ñoom Ndiaga Euro ko yor. waaw mais moom Ndiaga xanaa ko mu yor. non xanaa Ndiaga ku mu yor. Ndiaga mi yor waali tey. Ndiaga mi yor waali tey. war nga Ndiaga mi yor waali tey. xëy na tey dafa yor waali ci management. mais soxla na Yves ñu ngi wax ak Yves soxla na Tange soxla na keneen ñu ngi wax ak moom ñu ngi koy complété. est-ce que temps boobu amoon na. Abou way la moom. waa Pikine ñoo ko Abou non Abou gaa yaa ngi ci woon jigéen ak ñoom Mbaye Sène ak gaa yi ba nga woon jox ko est-ce que c'était des gens de la communication. ñoom nekkuñu woon sa ginnaaw di jàpp ci affaire yi. Mbadou dañ laa jox vitale non je veux qu'on avance non dama bëgg ñu avancer parce que tey il a fait des erreurs on est d'accord erreur yooyu temps bàyyi Abou waxal boppam yow tamit mais tey damay déplacé bu la fay de yow boo waxee rek dootul wax waaw mais avocat bi na yam ci biti bu ngeen génnee bàyyi ko moom ci plateau rek Abou mii kenn du ko mën a tere wax actuellement yow yaay manager man je suis communication la communication waaw léegi d'accord mais même soo nekkee chargé de communication actuellement may ñu tuuti Abou Thioubalo léegi Abou ñëwal léegi Abou ñëwal wax ci télé dina ko loolu après loolu yow loolu après yow c'est que pour nga comprendre léegi Abou wax dama la wax ne la émission bi actuellement dafa war a yeewu dafa
war a am buzz ñoom loolu lañ bëgg. waaw mais am na. xam nga yow. Tange invité wuñ ko en tant que chargé de com de. Tange si leneen la war a wax. waaw mais ça n'a rien à voir ak yow. dama ni. te li nga wax léegi rectifié ko kaay. dëgg ma léegi dama ñaan sax non xool caméra bi. non c'est que moom day déglu mais dafa mel ni moom déggul olof yi ma koy làkk dama ni émission bi dafa war a am buzz. xar ma la émission bi xoolal waaw xar ma la. lundi la ñuy tàmbali lundi. ñu ngi si sunu 3e jour. waaw non c'est que fu may waxee Sénégal yëpp xam nañ ne émission bi am gis nga moom du ma jeexal léegi temps bàyyi Abou Thioubalo mu wax. émission bi dafa war a am buzz. Tange may ñu rek mu wax. maam émission bi dafa war a am buzz. te bu nooyee du am buzz. te man ku ne xam ne damaa mën émission. dama la wax ne la du góor du jigéen du mag du ndaw du artiste du manager kenn yebul. dëgg la. sama loxo ci kaw. ci sama famille laa koy njëkkee ba fii. bi ma dalee woy ba léegi xoole samay waxu démb ak xoole samay waxu tey. yàlla laay wax sama bopp laa gëm. comprendre nga fi may waxee lépp lu ma am dama ko may sama bopp. ak ñi ma ci àndal maam ñi ma si jot a àndal. te amul kenn ku ma si mës a ŋàññi. yaa ngi may dégg wala dégguloo ma. gis nga cadre succès. bokkul ak cadre réewande. moment bii ñu nekk artistes yi fi jot a nekk maam di def buzz di wax lu ne. actuellement ñu ëpp coow. tey yaa ngi dégg fii bu subaa yaa ngi dégg fee te li ci ëpp du dëgg. mais man yàlla dogal na jamono jooju dama la wax ne la benn télé moo fi nekkoon boo xamante ni tout le temps waxu musique la doon wax. muy 2STV. dama fa jaaree yoon est-ce que mës naa fa dem ba wax fa lenn lu ñaaw. kenn musuma bindal lu ñaaw Sénégal. dama bëgg nga fàttali ko rek. période boobu réseaux sociaux beneen même boo waxee lu ñaaw sax du génn. non demeewul noonu et puis amuloon sax koy waxal lu ñaaw non jamono ji amul koy waxal lu ñaaw. amul kenn ku ma xuloon jamono jooju artistes yi kan moo fi nekkoon koo xam te ne moo nekk un top comprendre nga. bu weesoo grand yi fi nekkoon Pape Diouf te def ma woon nawle def ma woon noonu dañuy waxtaante yàlla tax daf ma defoon comme rak ci jamono jooju am na ay affaires ñu defandoo ay ñoom Aline Bender ay ñoom Fallou Dieng ay ñoom Fatou Gueye fu ne ànd nañ fa ci Europe bi ñibbisi Mbaye Gueye Faye Titi ku ne ànd na ak moom dem tukki ñibbisi waat mais amul kenn koo xamante ne ànd na ak moom def ak moom pof est-ce que mës ngaa toog rek ñu bind journal ne Abou Thioubalo ak diw Abou Thioubalo ak diw mais dëgg la Abou période boobu noonu fi réseaux sociaux tollu tey tollu ko bu fa tollu woon dinañ gis loolu dinañ ko dégg parce que am na ay coow yoo xamante ne judd na ci biir mbir mi te man j'étais témoin fekkee naa yu bëree bëree bëri xam nga allahu ahlam yàlla rek a xam te lépp lu waaye wax fii di nga ko waxaat feneen maam émission yi bu mu ñu jaral lenn ci suñu diggante ak borom nañ wax ñun fii dafa relax xam nga exemple quoi booy bi seet wala wi ma defa nag booy bi seet na juddoo na Pikine ak Pikine ni mu méttee nga juddoo fa ak ni mu bëree ndaanaan nga fexe ban samp la nga nekk waykat bu mag ci àdduna bi fu nekk gunge nañ ma fa àdduna ak ñoom dem naa fu nekk ci àdduna bi Pikine moom dañoo mën seen nit moom moo tax ma woy leen way wu rëy dañoo mën seen yéen a ma jàppale yéen a ma tette yéen a bëgg yéen a ma safoo dëgg la feccal feccu Pikine te wax naa ko te ku fay mbër woyal naa Mor Mbaye exemple la jox rek mais Omar Pène dafa ne jàmbaar léegi jàmbaar jàmbaar joni jàmbaar am na ñu naan yëf yi jeex na wante ndeysaan gaa ñi dañoo juum ku yaakaar ne musique bi kenn ko moom Sénégal yaa ngi nax sa bopp man Haalpulaar laa Cuubaloo laa maag Baaba Maal ñoo bokk benn xeet mais gis nga moom domaine bi mu nekk amul kenn ko fa mën a fekk ba féete ko kaw ndax da cee nekk ay ati at te ñun ñëpp loolu nañ dem balaal ñu da ngay imaginer xool jamonoy Touré Kunda ñi fi meloon mais ku nekk ak fu la buur bi yàlla buur bi teg mais ak fa nga bëgg sa bopp féete fa maam gars yi buñ juum buñ gis ni xoolal des fois da ngay des fois da ngay gis Yves da ngay gis Yves di liggéey ci rajo di liggéey ci rajo deuxième bay dama toog da ngay gis DJ Yves da ngay gis DJ Yves di liggéey ci rajo xëy jógee fa am ñu naan ñaaw dañ ko yéene woon comprendre nga fexe nga demaat am fu gën foofu yow fi nga nekkoon pour yow fi nga toll dafa am ñu la ko yéene woon man sama at man fi ma toll ni dafa neex man dama tënku ci yàlla ba lu ma bëgg am ko sama benn frère animateur envoyé na message léegi nii te xoolal bala nga il a posé beaucoup de lapins aux animateurs ci période boobu ngay toll noonu Abou kenn mënu laa invité bu ñu xoolee wax nga ko nee nga émission yi nga def ci bëri 2S la bi ngay def émission ak Mati je me rappelle 0 heure 2 heures tàkkar naa maa ngi toog di ko déglu donc kii li mu wax nii aussi loolu la wax moom waaw nee na léegi yow léegi da ngaa tayal animateur ok léegi lan nga fi wax non jamono jooju njaga mi yor waali mii du njaga laa nekkaloon waaw njaga moo def loolu nga bëgg léegi non dama lay wax nee na Tange mii lan la wax léegi non Tange moom bi nga ma wooyee mais bi nga ma wooyee laa la wax bi ma la waxee Tange doo def donc dama la bëgg xamal ne la jamono jooju amul lenn loo xam ne def naa ko te def la wuñ ma ko lépp lu ma def maanaam li nga doon def dafa nag amul erreur dafa bëgg wax ni kon ñàkk dem émission yi nga doon ñàkk dem émission mais ñàkk dem sa manager moo ne doo dem da ngay dégg non non dama ci loolu rek ñu def doom maa la jiitu ci télé nag dañuy waxtaan rek wala nga laaj say morom doo dal xam nga fi may wax ak yow amul lenn luñ ma fi def loolu bon dellul nga tapé amul télé bu ma fi toogul
sama première émission sax mën naa la wax ban jour la ak kan laa ko defal pourtant ban laa njëkk a defal émission Sénégal na mu daj Ndoye Bane exemple laa lay jox amul fu ñu jaarul Sénégal kon loolu ku koy wax waxoo dëgg tapel YouTube nga xool yan télé amul fu ma tojul fépp mais est-ce que xeeboon yenn rajo yi aussi rajo yëpp laa dem man ma doon dem di léegi ci rajo kii di wax ak man nii di jë maxu léegi ne ko génne maxu mi dafa ñu émission di jë maxu nee na ma yow waa léegi maxu da mi ngaa tey la animateur moom peut-être waxul pour boppam mais xam nga comme man nii tey man parfois animateur woo ma pour jaar ci man pour mën a inviter artiste waaw et puis loolu c'est pas normal bu dee DJ maxu animateur la waroo jaar tey ci Yves parce que xëy na yàlla may na moom tuuti tour nga bëgg jaar ci moom pour jot artiste c'est ce qui n'est pas normal ci sunu dañuy xeebaate ay xarit lañu quoi dañuy xeebaate léegi benn rajo communautaire soxla la dañuy benn rajo communautaire soxla la benn Walf wala benn DTV soxla la nga tey la rajo communautaire boobu dem ci rajo bi parce que da ngay jàpp ne fii lañ lay gën a déglu dama la ne la jamono jooju amul fu ñu demul maxu mii def nañu émission ndékkeendoo comprendre nga fexe xam nga am na benn jour ma toog ci benn rajo am ku wax comme exemple ko am ku jékki-jékki ne Tange naan nee na nangam ak nangam mais après dafa dëpp ay waxam bi ma ko delloo dama mer moom mii dama ko mere bul tax ma mere maxu mii maxu defal nañu émission ndékkeendoo c'est un frère il suit comprendre nga fexe loolu amul mais waxul pour moom dama la ne la dégg nga dafa ne bu fekkoon dafa maa tayle d'accord mais il a posé beaucoup de la waaw léegi nag aux animateurs ok léegi wi moom na waxal boppam na benn animateur woote fii rek ne Abou Thioubalo woo naa ko ñëwul c'est pas vrai d'accord saa yi ma defal ndànk ma waxaat ko mu leeraat waaw mais Yves là-bas c'est normal ma waxaat ko mu leeraat sénégalais yi kenn mënu leen ndax de xoolal lépp impact Tange yow Tange lépp impact dinañ ñëw ci yow mais man Abou mi la mi ñëw bi nekkul ci poosam day wax léegi laa waroon ñëw xaar sama defaat nii am naa empêchement da nga bëgg dajale leen dégg man yëpp non 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 lay wax tey mercredi laa waroon mën a ñëw ma ñëw vendredi invité nañ ma fii mooy ils font le buzz mais je les ai dit carrément que maa ngi soog a jógee voyage je suis fatigué xaw ma dara lu xew ci dëkk bi donc du ma mën a ñëw mais loolu day am gis nga Abou tey mën nga ne daf la poser lapin parce que aussi bul fàttee ni que man j'étais à la radio j'étais au Océan FM invité naa ko mais du ci moom laa jaar am na quelqu'un mais dafa ma xamal ni que moment boobu nekkuñu woon pour communiquer te artiste tu dois pas communiquer tous les jours actuellement dafa am ñoom dañuy soxla Abou dañ may woo damay naan Abou non on va communiquer sur cette période su jeexee doo communiquer fenn mais artiste sénégalais moo am na ñoo xam mais artiste boobu tey communiquer feneen ma bala nga koy wax mais Tange am na ñoo xam ne suñu ma wooyee su ma wooyee Tange am na ñoo xam ne bu ñu ma wooyee ba ma leen waxee neen woo leen Tange mais dañuy xuloo ak man waaw non mais sénégalais yi xam gis nga boo bëggee noppal mais da nga wax léegi benn wax ma bëgg loolu aussi ñu leeral ko artiste bi am na fa bu fa toll warul communiquer day fekk mu nekk ci benn succès ñu nangul ko mais léegi bu fekkee wàcc na aussi dafa war a dem même chose non communication dafa am yoon même yow Yves yow bii présentateur dafa am benn moment boo xamante ni su la neexee war nga mën a communiquer am loo xamante ni war nga ko wax am na benn moment da ngay standby ce matin waa Feeling Dakar woo nañ ma Seneweb woo nañ ma pour faire des interviews il y a pas mal de sites je les ai dit que non je communique pas pour le moment pour les sites internet dafa am moment boo xamante ni yow soo ma woon télé damay naan dama def télé je fais que les réseaux sociaux dafa am moment boo xamante ni quotidien laay def dafa am moment boo xamante ni nii laay parce que nit da nga am image fa nga toll woon démb tolloo fa tey parce que doo liggéey sa succès ba tollu fenn benn xale bu juddu tey xamul luy A xamul luy siin mu ñëw teg la tàllal la micro wax loola wala titre loo xamante ni ñëpp lay di jàng ci yow kooku dootuma ko may kenn mais léegi yow d'accord Tange ma wax loolu mais man moom wax dëgg yàlla bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax non def naa fépp te tey laa gën a mën a def dama lay bëgg expliquer rek ne la maanaam pour nit ñi yeewuwaat am na ñoo xam ne gis nga bu ñu la bëggee bu adduna bi doon wàcc sa kaw di la rey ñu ànd ak yow dee dëgg la gis nga man ñi ma bëgg laay xool am na solo xam nga gis nga ñi ma bëgg laay xool ak ñi nga xamante ni duñ wax ba kenn ne acam man damay ànd ak kuy wax dëgg te yàlla tax te gis nga képp ku may waxal loo xamante du dëgg billaahi yaa ngi toog sa biir nekk wala nga toog sa biir saal am na looy tontu naa la waxoo dëgg de te doo ci mën dara d'accord dinañ ñëwaat ci loolu dinañ ñëwaat ci loolu non xam nga yor a bàyyi artiste bi am na nangam diw dafa fuy léegi dafa nangam ak nangam dafay am xool ñu fi nekk jamono ji di lëmbe lu ne ñu ngi leen koy waxal te xool ñooy dimbale nit ñi ñooy yóbbu nit ñi hôpital ñooy faj nit ñi ñooy jënd ay oto di ko may ay nit lu gëral la leex ni de mais tey jii lañ gën a mën a wax si ñoom lu ñaaw d'accord mais man nag alhamdulilah sénégalais yi man gisuma ko wax ci man lu ñaaw mais yéen ñii yéen ñëw di secret rek d'accord alors maintenant Las Vegas yëngal na aussi dëkk bi jamono ci ginnaaw ña fa nekkoon aussi tudd nañ leen ci li nga xamante moom moo di programme ba moom mi toog di Tange suñu invité tey bokk na ci ñi nga xamante ne nekkoon nañu ci avant programme bi ak après programme bi wala boog pendant ak après programme bi Mo Gates ci ñaari semaines yi ñu génn nii moom tamit coow li bëri na ci côté am coow li bëri na ci réseaux sociaux yi
coow li bëri na ci li nga xamante ne wax nañ ko fa def nañ ko fa mais biñ ci gën a marqué mooy sa sortie yow moo ngi def na ay show am parce que moom c'est un businessman mais sa sortie bi nga xamante ne dem nga déjà couvrir événement bi qu'est-ce qui s'est passé ak li nga xamante ne moo indi coow li parce que maa ngi koy wax ci émission bu njëkk bi bale xëy na moom style am la bu mu créé mais am na ñoo xamante ne gis nañ ne sëgguñu bennoon def loolu te yow ci nga bokk nga ci nga xamante ne gisuñu moogee saxoo naan la foral wala baleel alors que yaa ngi fa woon qu'est-ce qui s'est passé bon mooy juste li nga wax rek Las Vegas nga wax je crois que ça est derrière nous. non c'est pas Tange non attends guddi gi non guddi gi émission bu bees la guddi gi émission bu bees la loolu da nga ko wax ci sa live nga def wax ko bañ nga ko ba defoo benn site bi nga ñëwee ba léegi man j'ai eu la chance quand même nga accepter ma ñëw ci plateau bi fii nii les gens qui regardent actuellement la télé bëgg nañu aussi comprendre lu bëree bëri parce que da nga laal benn sujet kese sa diggante mooy bi nga expliqué mbirum contrat Viviane bi dem beeg coow li ci am ba joué wul mais li fa xewoon fekkee nga te nag ku ñu yónni yàkkamti ko bu ñëwee daa war a indil waa réew mi waaw mooy li ma xam nga ne Las Vegas somb na mi ngi suñu ginnaaw te tey ñu ngi fii Las Vegas je crois que man cherché wu ma dem Las Vegas man personnellement modestie à part cherché dem Las Vegas parce que xaw moon sax lu xaw Las Vegas Las Vegas moo cherché xam ma man Mo Gates moo cherché xam la voilà man je connais pas Mo Gates du sama xarit ok je l'ai dit partout c'est pas mon ami je le connais pas j'allais te poser cette question c'est pas mon ami je le connais pas ok ñoom moo cherché xam ma fan la link bi jóge alors le 5 lañ ma woo man leen ci màggal Touba laa nekk taluma kenn ba ma màggalee ba pare ñu jël seen téléphone woo ma WhatsApp j'étais busy ñu jëlaat seen téléphone woo ma appel normal par le biais de Babacar Diaspora qui est un frère Babs parce que Babs xam na koy nuyu tey ci lu mu dugg man maa ko ci dugal site internet maa ko ci dugal su voyage Europe maa ko ci dugal su demee Allemagne maa ko ci dugal su demee États-Unis def fi dara maa ko ci dugal c'est un frère su ma rakkal daf ma dénk boppam di ma tiitaroo di ma ndamoo donte sénégalais yu bari ñu ngi ko ciy ŋàññe ndaxte bëgguñu ko mais daf ko assumé foofu la ma xamee damay liggéey je suis un communicateur je suis un marketeur liggéey laay def je l'ai fait partout à travers le monde il a un événement nee na yow laa ci sentir dama koy sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi sante ko samay ñaari waajur sante ko Serigne Saliou Mbacké on est plus de 17 millions de Sénégalais suñu tolloo ba Las Vegas woo ma sa billet d'avion mi ngi nii sa lii ak lii ak lépp mi ngi nii ñu teg lépp ci condition te pourtant dama raccroché ak ñoom téléphone même pas 15 minutes j'ai reçu mon billet d'avion j'ai pris mon billet def la ma war a def dem Las Vegas bi ma demee Las Vegas tamit li ñu fi war a def nañ ko fa événement moo fa amoon ñuy jaay fashion Sénégal au niveau de Las Vegas gis nañu New York la ñu joué Las Vegas barewul sénégalais show yu mag yëpp fa lañ koy defee tey su ma gisee doomu Sénégal boo xamante ni sénégalais la il réclame et il est fier d'être sénégalais qui prend des millions des centaines de millions laa wax waxuma la 100 millions waxuma la 10 millions ndaxte yàgg nañ dem ay concert ak États-Unis dem Europe dem fépp xam nañu comment ça se passe tey jël ñooñu yëpp en charge billets d'avion yi ñëw hôtel yi ñëw on met à notre disposition des voitures yóbbu ñu ba Las Vegas ñu ne culture sénégalaise la ñuy jaay au niveau de Las Vegas fu mu méttee ñu ne pandémie la man kuy yëkkati Sénégal damay ànd ak yow je suis parti avec lui sur cette logique bi ñu ñëwee on a fait notre programme ñu ne nag designers yi la ñuy wax maanaam muy les couturiers parce que ay couturiers ñi ngi fa comme ñoom Bamba ñi ngi fa xel du doy ñu ne bon comme couturier yaa ngi fa am na coiffeurs yu fa nekk parce que mannequin yi suñ solo aussi ñu wone aussi suñu culture ba pare ñu ne tey musique mënta dem ak te mode demul mode mënta dem te musique demul ndaxte tey artiste bi balaa muy dem sur scène day ñaw tey ñawkat bi suy défilé day utiliser son wu artiste bi nañ ci boole ay artistes si la ñu commencé démarcher ay artistes boobu nag pandémie la ambassade tëj na mënuñu may kenn visa la solution c'était de voir ñaar artistes ñoo am visa artistes yu ci am visa yëpp dañ leen woo invité leen yow amoon nga visa waaw mais xamuñu ko woon déglu ma rek. te moom mu ngi yor sa communication. waaw fàttali non bon commencé nga liggéey. non visa bi yëgu ko non visa bi. mais loolu aussi bokk na ci li ngeen di njëkk a waxtaanee. déedéet kañ nga gëj a tukki pour xam sa artiste fan la toll. non loolu oui mooy bokkul manque de communication manque de communication ñaxtu nga ci perte ñaxtu nga ci perte. son image. pour exemple moo waree ñëw ci yow su ma waree ñëw ci yow quoi su ma waree ñëw feneen. man image am la quoi mais ay fan visa image am lay gérer naka la war a waxee ci télé. moo tay naka la warul waxee ak fan la war a waxee loolu laay gérer. contrat sama yoon nekku ci fu muy tëgg sama yoon nekku ci album bu muy génnee sama yoon nekku ci
je suis pas waykat man image am lay gérer ni mu ko koy gérer noonu laa ko mën gérer un président de la République noonu laa ko mën gérer un opérateur économique man je gère l'image relation publique lay joué bi loolu amee ñuy xool artistes yu am visa ñu woo leen téléphone lañuy woote wax ak yow am nga visa am nga nangam dañ la bëgg a invité léegi li nga d'accord ñu yónnee la sa billet amul contrat amul kenn ku ñu signé yëpp Sénégal mais est-ce que loolu du erreur aussi yëpp Sénégal la erreur kan la erreur kii organiser affaire bi déedéet parce que moom c'est un businessman non artistes yi aussi ay c'est erreur am nañ erreur boo xam def nañ ko ci sa anniversaire soo invité da nga koy signé contrat mais attends Tange non déglu ma non bokkul non écoute-moi da nga ma laaj li indi problème après da nga ma laaj may tontu vas-y artiste bu ñu signé le contrat nga nangu jël billet d'avion yow yaay cuune tu n'es pas professionnel je le dis haut et fort c'est ça le problème l'artiste mais pas le promoteur le promoteur t'invite ne ko je suis artiste waneel ni que artiste nga waneel sa potentialité bu la fëq yóbbu mooy dëgg ne ko man kat artiste laa pour ma déplacer wu lii ak lii laa soxla lii ak lii mais nañ ko bind ci kayit charte ko soo ko mënul signé du ma ñëw donc artistes yi dem yëpp man de gis naa kenn signé wu ci kayit booy dem waaw da nga ma laaj waaw loolu damay relancer question bi le promoteur ne connaissait même pas les artistes ñu ci bëri xamu leen nii quoi xamu leen da leen di dégg nii rek seen tur am na yoon mu sox bu su leen seetaan Las Vegas leen xamee ok maa ngi koy wax mi ngi may seetaan xam na li may wax xëy na Babacar Diaspora moo am ak ñenn ñi ay link moo koy dox parce que il était là-bas mais Las Vegas a ngi nii voilà Viviane sa xarit non téléphone lañ leen woo ak Zeyna nga d'accord ñu ne la waaye lii la ñu bëgg te xamoon nañu amul soirée du concert soo ñëwee su la neexee nga def a cappella su la neexee nga playback loolu donc lañ leen sant ku ci nekk ñi déggoog yow ci kàddu wax ak yow li ñuy wax ak yow nga jël sa billet ñëw ba ñuy egsee ñun ñëpp ñoo man maa njëkk dem ok man Aïda Samb guy gi ñoo njëkk dem ñoo njëkk a egg Las Vegas ba ñu eggee Las Vegas ak Ndiolé guy gi Sénégal la jógee dem wala fa nekkoon États-Unis non Sénégal la jógee ñoo jógee ndoo fii Ndakaaru dem ok parce que guy gi xaritu moo géej la yàgg na ok daf ko invité en tant que mbër ok ba ñu ñëwee dem Las Vegas ñu toog gérer Ndiolé ñu bàyyi ko New York ñun ñu continuer New York Las Vegas ba ñu egsee le promoteur moo ñu ñëw jël si teeru ñu mettre dans de très bonnes conditions on le salue et on le remercie parce que nit yàgg nañu fi jëlee tournée yóbbu ñu ba Europe ñu wàcce gëmmantu di lëfër du ñu lekk du ñu teg ci hôtel du ñu teg fu baax kon donc c'est à saluer plus particulièrement muy jaay destination Sénégal te wuti ci xaalis ba ñu defee loolu ñu nekk suñu ambiance bu rafet moom moo yor xaalisam moom moo yor stylam ñëw nañ di jël si Ndiolé waykat la xëy na wax na ko xolam neex na mu jël ko baatareel ko et je me dis que gars yi di naan bale xëy na bon ni mu gisee nu mu baatare léegi gars yi di ko for nii daf ko jàppee genre bale c'est son style Mbaye Sène génnee na fi nii wëndeelu Paco Jackson génnee na fi nii loolu ngay wax bale baa ngi noonu Paco Jackson génnee na fi nii ku nekk génne nga sa style ministre yi sax te tey dama lay wax États-Unis mooy li may wax ci sama live artiste u Sénégal laa la wax A ba Z artiste u Gambie A ba Z ku ci mës a dem États-Unis bale loo nañ la xaalis nii comme nii ku ci mës a dem États-Unis bale loo nañ la ñoom seen style duñ la may xaalis jox la ko da koy sànni da ngay taxaw ñu koy sànni ci suuf amaana nga am nit mu lay xëccal la ko te su boobaa $1 lay doon yenn saa yi nga ak artiste soirée ba jeex 5 heures du matin nga nekk ca néeg ba di compter ba 8 heures ay $1 kon moo gisee 1 la doon joxe déedéet ay 100 la doon joxe sa soo ko compter ba mu jeex quoi. loolu yëpp soo ko compter ba mu jeex ca la nga def ci 2 heures temps bi du mat $1000 $500,000 moo géet ay paquet $10,000 la doon xot 6 millions par 100 la lay ñëw jox la nga ne ko texeet dugal sa poche dem sa yoon mais xaalisam la yow jox na la man séquma koog moom ba mu ma koy jox ñoom ko séqal séq na koog ñoom man li ma ko wax mooy lenn benn géer la am ci àdduna muy sëñ Saliou Mbacke milliard fëqul samay bët immeuble fëqul samay bët gis naa lu nekk ci àdduna bi dem naa fu nekk dugg naa fu nekk liggéey moo ma booleeg moo géet liggéey naa pare naa ci ña demoon pour séq ak moom bale séq nañoo ak moom bale kooku ça leur concerne ça ne nous concerne pas mais le problème qui s'est eu après la man problème sama yoon newu ci woon j'allais même pas en parler géré woo ko woon non sama yoon nekku ci ok mën naa fekkee problème mais sama yoon newu ci mais li ma métti mooy mënuñu nekk Las Vegas problème am fa nga nekk Sénégal xamoo lu xew nga nekk ci rajo yi di wax di expliquer am ñoo xamante ni ils ont fait des sorties vidéo plus particulièrement je peux le nommer aujourd'hui Abdoulaye Ba président Fans Club Viviane mi ma dippee woon ci sama live tapette la Abdoulaye Ba tapette la parce que tapette weesuwul nga jóg di wax ci Tange Tandian di jóg di défendre koo xamante ni da nga làqatu ci ginnaaw audio di monter ay vidéo ay photo maa màgg loolu nee naa leen àdduna lenn laa déggoogul
Tange Tandian accouché na doom bu jigéen wala doom bu góor à 17h ou à 18h hôpital principal wala Abass Ndao. waaw Tange dégg na lu ne. ginnaaw loolu góor jigéen la. loolu dootul xaste ndam la léegi. lu tax mu nekk ndam. parce que Sénégal dañ ko tàmmal. parce que naroon naa la ko laaj non dañ ko parce que chaque jour. bon loolu day ñëwaat. chaque jour temps borom ñaari tour la chaque jour loolu day ñëwaat. léegi man lenn laa bëgg nga la may ko mu eggali vas-y. Tange su dee Tange la góor jigéen la yow su doon yow la caga bi lañ lay wax. dëgg la jeex na. franc-maçon la soo yoree xaalis. wala jaaykatu drogue la. xanaa nit amul mérite. dëgg la pour ñoom suñu la nee góor jigéen ça te déstabilise. ça ne déstabilise personne. xam nga kan mooy xam góor jigéen. la nga doon rek ngay xam. pour bëgg askan ba yokk. ku taxaw di naan diw góor jigéen la amaanaam yow yaay maamu góor jigéen ñi. dëgg la parce que loo xamul doo ko wax. dëgg la loo xamul doo ko tudd. donc pour ñoom mën nañu déstabiliser nit ñi. je crois que Tange li koy déstabiliser juddoogul. mais est-ce que du aussi communication bi nga def ci seen artiste aussi. non nit mun na mer j'ai pas fait de communication. j'ai pas fait de mer aussi ah. wax loo xamante ne. li da koy wax pour déstabiliser la. li ngeen waxal Abou ci wàll la rek. Tange moo fay journaliste. donc quand on écrit quelque chose c'est Tange. mais ils ont oublié qu'il y avait les snappers ñoo gën a gaaw presse bi. mais lu tax à chaque fois. man dama naan chaque jour rek wax boobu day ñëwaat. Tange borom ñaari tour yi la. Tange. lu tax à chaque fois loolu di ñëw est-ce que dañ lay gis ngay fréquenter ay borom ñaari tour wala da nga bokk ci lenn loo xam ne wala ci sa liggéey da nga leen di fësal ou quelque chose comme ça. man loolu dama bëgg mu leer sama ci sama bopp dégg nañ ci parce aussi que ni muy Mbaye Sànq mu ngi koy laajte. mooy problème sa diggante ak Ouzin Keita. exactement coow loolu aussi am na benn lu suscité woon. ba plainte juddu ci aussi. exactement ay audio di si daw ay audio di si daw. vous voudrez le buzz. non écoutez-moi vous voudrez le buzz. on pose des questions aussi. ñun tooguñu man tooguma fi en tant que Yves. maa ko tudd li ngeen wax maa ko tudd. man tooguma fi en tant que Yves. Fafa tooguma fi en tant que Yves. je vous montre quelque chose toog en tant que ñii di seetaan. man ñi fi seetaan laa fi nekkal. dem leen YouTube ngeen xool. ku fi tekk ku nekk ndax commentaire wu ñu la loolu. dëgg la. du man maa ko njëkk a dégg. sur tous les commentaires. les plus grands artistes dégg nañ ko fi. ay ministres dégg nañ ko fi. ay présidents de la République dégg nañ ko fi. mais ça c'est les Sénégalais. mooy li ma la wax gis nga dara soo koy tudd mbir dafay fekk nga xam ko. wala nga foog ni kii su ma ko waxee lii da koy tiital. déedéet ñun ay taalibe Serigne Saliou Mbacké lañ. dañu xam fu ñu juddoo. ñun kii la ñuy noyyee Allahu. ñun Serigne Touba la ñuy noyyee Serigne Saliou inside my head forever. ñun ci dëgg la ñuy tegu. dara jaaxaluñu. gën di mbindeef Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu nekk dégg na ko. fu nekk jaaral lañ nañ ko. amul sens. non day ñëwaat ci loolu léegi ci moo géej voilà léegi bi commentaire yi amee parce que bi mu amee ay snapper ñoo fa snapper yi bi ñu ko snappé gars yi commencé ko tas ci réseaux sociaux yi mais les Sénégalais posez-vous la question mais pour ñoom comme commencé na génn ku nekk mi ngi yow xam nga Sénégal dañuy dégg tëll mu demal tout le monde en parle gaañi la gars yi commencé non Tange moo fa nekk journaliste xaw ma lan ak lan gaañaa ngoog xam nga tey non dama lay wax benn exemple DTV kan moo fi nekk ku fi nekk Jupiter est-ce que li ñuy wax ni concerné na ko non yoonam est-ce que li ñuy wax yëg moom instant bi téléspectateur la léegi day seetaan pour xam léegi imaginel ñu wax fi benn nit dara mu woo Jupiter attaqué ko lu ci yoonu Jupiter sama yoon newu ci donc ils ont commencé à attaquer donc quand ils ont commencé à attaquer j'ai entendu des radios ay émissions phares gars yi di télécharge vidéo du ko yónnee ku ci nekk di joxe version mais nag je ne peux pas être un communicateur être un journaliste être témoin des faits ñi fekkeewul bëgg a taxaw wax ndaxte Viviane su ñu waxee waxam wax dëgg yàlla bëgguma ci woon dellu si waaye moo géet bi ko invité sax jëlewu ko aéroport man mii maa ko jëlee aéroport d'accord man kese ak Gomis ñoo ànd taal su ñor parce que man fi ma dëkkoon ak aéroport c'est à 10 minutes ñoom fu ñu dëkk c'est à 45 minutes comme volam egsi na ñoom egsee gu ñu man maa ko jël si maa jël ay bagages am dugal ko ci oto bi moom ak doomam adduna bi nag dafa gàtt tànk quoi ñëpp a dégg anglais xam nga soo toogee ci oto di wax di làkk say anglais te ñun ba ñuy dégg anglais te saaga ci anglais sax ak yomb a xam ba ñuy jàng anglais xale bu ndaw nga j'ai senti que ça n'allait pas boobu moom doom ji ñu ngi ci oto bi ci ginnaaw toog Viviane ba tey jii waxul ubbil gémmiñam wax Zeyna moo doon wax doom ji moo wax ok parce que aussi soo ñëwee aéroport Boubs bi muy ñëw moo ñëw sa neex ñoom Cheikh ñoom Boutelimite y avait plusieurs personnes su ñëwee aéroport da ngay xaaraloo ñëpp jëlandoo seen bagage nga yóbbuloo ñëpp mais tey Yves du ñëw ànd ak kii ànd ak kii ànd ak kii Yves génn rek Yves ne ma non damay dem du ma xaar Abou ci wala du ma xaar kenn parce que amuñu temps pour di dem di dellu soit quand j'ai senti ça man je connais
j'ai appelé keneen beneen booy Khadim ak Babsa Diaspora man ne leen kaay leen ñu ne ma ne ko ñii génnooguñu ma ne ko jël leen kii ngeen yóbbu ma wàccee leen oto bi ñu dem ok ma jël ñoom Bamba partenaire couture ñëw bi ñu ñëw ci buntu hôtel bi Khadim moo ñëw ci man il m'a expliqué le problème il m'a dit que telle personne a dit nii y a un problème. telle personne mooy Viviane. et non léegi bu mu waxee mu ne ma bon moo wax nañ ko mi ngi ñëw nangam sangam toujours sénégalais la ma jël sama téléphone woo Baxaw parce que je connais Viviane mieux que quiconque parmi tous ces fans maa gën a xam Viviane mooy li ma wax Viviane jamono ji ñetti at yi ñu génn 2016 ba 2020 su defee tournée à l'international man maa ko créé du kenn j'ai ses contrats j'ai tout sauf Zénith bi. non sauf Zénith. ok tournée laa wax tournée. ok tournée j'ai fait des tournées. ses contrats j'ai tout maay toog démarché ko def lépp. woo ji jag mu ñëw ñu signé lépp def lépp ñu pare compté xaalis sam jox ko. maa ko am njëriñ man maa koy liggéeyloo. ay prestations maa koy doxal je connais Viviane que quiconque. je connais ses humeurs je connais comment elle fonctionne. te Babacar Diaspora mi ngi may seede 4 jours avant Viviane di ñëw nee naa ko est-ce que am ngeen ko mën a maîtriser. su ngeen ko amul vous aurez un problème avec elle. donc Viviane. dafa am problème moom. non moom personnellement moom parce que li xam nga da nga dabb lu ñëwagul. non dama la wax comme ni nga waxee xam nga ko da ngeen wax dama leen di wax mu jeex tàkk. 4 jours avant Babacar Diaspora dégg nag Viviane bi ñuy waxee ci téléphone mu ne ma woo ma Tange nii ak nii ma ne ko su ngeen amul ku ko gérer su ñëwee di ngeen am ak moom problème. man je l'ai dit xam naa ko. ma ne ko di ngeen am ak moom problème ma ne ko vaut mieux nag ngeen fay ko sax mu bañ a ñëw ngeen nekk seen jàmm. kon yow da nga doon prévenir. lu ñëwagul dara bettuma lu ma wax xam naa ko. ok il a déjà lu ma wax xam naa ko je connais j'ai tourné avec Viviane plusieurs fois. je sais ce qui se passe. xam naa. nit ma pare jël sama téléphone woo Baxaw. comme day liggéey ma ne ko Baxaw mu ne ma naam ma ne ko s'il te plaît doo woo Viviane nga waxtaan ak moom calme ko. moo géej ñëw ñëpp dal ko mu mer ma woo ko ma ne ko moom mu ne ma naam ma ne ko Viviane suñu jigéen la. Sénégal la jógee peut-être voyage bi moo ko sonal. garaawul bu ko topp ci loolu nañ ko defal li mu bëgg. Boubacar Diallo il est diplomate j'ai appelé Boubacar ma ne ko. yow ak moo rek kese dem leen ngeen toog wax ak Viviane bu ci kenn bokk parce que ñu toog wax ak moom ba ñëpp d'accord mu ne ma garaawul danañ ko changer l'hôtel ci changer hôtel boobu moo génn ñëw ci man ak moo ñoo jéggindoo Paris hôtel dem Bellagio hôtel ça dafa mel nga génn DTV jéggi nii ñu dem réserver suite bi jël lépp léegi bi ñu ko defee ñuy wootal Viviane téléphone pour mu ñëw man bëgguma fa sax mu fekk bëgguma sax xam lu ñuy lijjanti ma génn jël sama hôtel di dem mais bi ñuy génn ñu woo ko après bon bi ñu nee na Viviane ñëw doomu Viviane Zeyna moo ne yaayam du dox. du dox pour ñëw ci hôtel bi. waaw maanaam du dox jéggi dem ci borom café gi. voilà ok te hôtel bi xam nga Amérique dafa am ay voies yoo xamante ni sens interdit la. léegi pour nga ñun ñu bëgg a jógee Bellagio ñëw jël si Viviane dañuy def 12 minutes. ok pour egsi si Viviane. tour bi ñuy def alors que su génnee ci hôtel bi 2 minutes lay dox pour dugg. ok ba tey pour gérer. bàcce Viviane star la nag. déglu kenn du ko doxaloo ci mbedd tamit Viviane star la de. non 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 mais Viviane star la. star aussi li mu bëgg li yaa ko invité li mu bëgg nga koy defal. Viviane star la ñu gën a doon star. wax dëgg la les plus grands stars du monde yoo xamante ni ils représentent quelque chose. ñu nga biir hôtel Paris di génn di dox ci tali bi. di jël seen ay vélo di dox di dem ci boutique yi di génn. mais est-ce que ñoom ni ñuy dundee seen star noonu la ko Viviane di non dundee mais aussi. ça veut dire que dox boobu du dox ñaari hôtel yu tàqaloo la da ngay génn fii dox fii. du dox. ana ay coquette la solo. non non ça gis ñi Viviane toogoon moom la ñuy dal yéen bàyyi leen lii kii xaritu Viviane la ànd ak moom fu ne abu kii yow may nga abu hôtel Paris ak sa gerte di nga ranger leen nii. hôtel Paris ay mbir la xam nga hôtel loolu maa ngi di seet hôtel la boo xamante ni soo ko comprendre ko hôtel bi toll na village tey kii mën na dëkk ci hôtel bi 1 mois ma dëkk ci hôtel bi 1 mois te duñu mës a gisante parce que Las Vegas dëkku carte xaalis la casino bi la ñuy favoriser ci suuf da ngay gis chambre yoo xamante ni mi ngi commencé de 11 à 1000 mi ngi HLM HLM laa la wax de ñu commencé 20 ba 31 mi ngi Colobane yeneen yi ñi ngi xaw ma Fass lépp ci biir la ok mais nag yow soo comprendre ngay soog a dugg da ngay foog ni hôtel bi dafa bëri nit dafa bëri jaxasoo alors que dafa am ay boutique am ay café am lépp tout simplement dañ ko nee na ñëw nee na du dox léegi ci ñàkk dox boobu nag entre temps bàcce gumbala mi ngi wax ak moo géey bi muy wax ak moo Zeyna di saaga Xaadim daf ko saaga parce que Xaadim dafa toog ne ko Zeyna yow da nga mel ni ku bëri ciib tout simplement parce que yëpp jaru ko fi
Zeyna di ko saaga di expliquer sama style nangam moo géej mer bi mu ñëwee mu ne ma non comme coow am na te man ak Xaadim bu dara dul dara la maa ànd ak moom muy liggéey mu sonn ci donc tey man invité wu ma Zeyna Viviane laa invité te nee na Viviane chantage bi fu mu commencé Viviane la ñuy waxal dañ lay invité mu ne temps ngeen may fay ñu ne ko d'accord Viviane dem ba événement bi des quelques jours ne sama doom dafa war a jàngi ji su ngeen ko jëndul billet première classe du ma ñëw mu imposé loolu léegi alors que contrat amul invitation dong la léegi bi loolu amee moo sax dafa bañoon ma ne ko moo garaaw comme yaa ngi naan Sénégal ku am billet nga jëndal ko mayaale ko moo dem na ba mu des 4 jours bu tooñu ne Tange xool leen Sénégal képp ku bëgg a ñëw Las Vegas su amee visa rek nañ jënd billet yi géré wul sax billet yi affaire bi noonu la demee mais bi ma xëyee dégg ci réseaux sociaux ñaan ay daf ko doon baleloo moo géet ak Viviane séquñu bale ndaxte balaa ngay séq ak nit bale nga gis ko teg ko bët mais gis nañu aussi benn image moo géet saxaw yor ay këyit moo tax ma ne ndax affaire bi amul woon contrat parce que ku yor ay këyit ne li ñu waxante woon jëlal naa la billet nangam xaalis la yor woon këyit noonu ci loxo bi noonu xaalis di la yor di liir déedéet ok gis nga ba ñu ñëwee ba mu taxawee dafa ñëw mu ne ko Viviane ñaata la ñoo xale mu ne ko temps Viviane yokk ci 500000 ñu jël téléphone Viviane moo yokk 500000 déglu ma ñu jël téléphone woo Ibou Ndour buub su mi ngi taxaw Ibou Ndour ne lii ñu ne ko ba tey garaawul pour bañ coow ñu yokkal ko ci 500000 day dal maye na fa lopp loolu yoruñu xam nga balaa ngay yor contrat image baa ngi noonu ñuy gis waaye xam nga contrat su amee su naroon am Prince Art moo koy signé ndaxte Prince Art mooy signé contrat bi mais ma ñëw ci parce que dama am benn commentaire bu ma dégg ñu ne yow Tange dafa bëggoon wax rek peut-être am na lu mu téewaloon Viviane moo tax mu génn def sortie boobu parce que amoon na benn détail bu amoon na ci Zénith Viviane bi voilà te léegi bokkul woon ci ñu demoon Zénith après déggoon nañ ne Tafa da nga amoon ay tuuti blème ak moom moo tax boole ñu leen ci ko te Viviane lépp mu doon def yaa ko doon gérer voilà ñu écarté la carrément léegi mu am lu mu ko jàppal moo tax mu bëggoon rek wax parce que mi ngi wax ci benn vidéo naan Viviane man ak moom xamante nañ genre d'un ton menaçant mi ngi doon waxee noonu non attends man commentaire rek laa lay bind commentaire man maa teew waa xaaral dama lay bind waa xaaral ba dégguma question bi laay jëm en fait commentaire doo du la ko may dama ne fans yi yéen devant la scène la man ak Viviane c'est dans les coulisses d'accord li ma xam ak li ngeen xam bokkul voilà voilà léegi ñu ne Tange dafa ne Viviane doomam daf ko laajal billet avion pour mu dem jàngi te récemment la fille gis nañ ko ci réseaux sociaux yi mu nekk Dakar dafa ñëwaat te diggante boobu ak léegi je pense que kuy jàngi instant bii doo ñëwaat Sénégal ak ci billet bi ñu jënd léegi ñoom ñu ne nag Tange peut-être dafa am lu mu guuxal Viviane am lu mu ko téyel moo tax mu jaaree foofu na ndax kuy jàngi heure bii ni warulaa fekk Sénégal looy wax ci loolu moom moo ne dafay jàngi image baa ngi nii moom moo ne doo Viviane naa moom loo may filmé ni ku doon filmé si di ko tooñ tamit lan moo tax ñu koy filmé da ngeen may déglu da ngeen may déglu su ngeen ma lan moo tax xam waa déglu leen abu fii guddi gi la ñu ngi ci biir émission bi ba yow kii moom même bu amul visa 50 ans lan moo tax ñu koy filmé xam nga tey Viviane suy voyager en tant que professionnel manager am la war a àndal pay doomam doomam nekkul ci business mais est-ce que am na manager dama ne loolu moom ngeen koy laaj est-ce que am na manager aussi un artiste professionnel qui se réclame professionnel qui se réclame star da ngay am un manager am sa lépp waaw Prince Art ñoo yor contrat Viviane voilà te doo génn dëkk bi te signé lu ñu la kayit benn dama lay wax rek ñàkk signé kayit boobu moo waral film bii am Las Vegas dëkk la boo xamante ne dafa am ay loi am sooy joxanteeg nit ci hôtel su la neexee nga filmer ko sooy wax ak nit téléphone su la neexee nga enregistré ko seen loi la pour suba suñ la porté mais loolu soo demoon Californie soo ko fa defee Viviane su porté woon moo géet plainte dañ koy tëj mais dagan na Las Vegas Las Vegas mooy dëkk boo xamante ni lu daganul ci yeneen dëkk dafa dagan port d'armes à feu c'est légal à Las Vegas consommation de la drogue c'est légal à Las Vegas consommation yamba c'est légal à Las Vegas carte c'est légal à Las Vegas da ngay taxaw nii policier di consommer sa drogue c'est légal dëkk bi noonu la tëddee d'accord mais Tange est-ce que amuloo téye Viviane non parce que ni nga waxee yow en tant dafa que dëgër professionnel soo dégluwoo vidéo en tant que professionnel moom yow professionnel njëkk a xam nga kee da nga may déglu nga ne la Viviane nga njëkk a xam nga kee ba pare di ko défendre nii xam nga da ngeen ne Zénith après Zénith Viviane tëgg na Luxembourg contrat boobu maa ko dox le 22 décembre tëggal na Awa Kermel maa dox contrat bi amul lu may jàppal Viviane nee ngeen Zénith parce que boolewuñu la si Zénith man maa ko décidé ak Tafa balaa sénégalais ji ci jot ñoo toog moo tax demuloo après déglu ma rek man dama am ay principe man maa ko décidé ak Tafa Dieng mi ngi may dégg tey ak Viviane ñu ngi toog Paris ji jag mi ngi Ndakaaru bañ ko décidé ñu teg ko mais xam nga dara soo koy teg da ngay def business plan def étude de projet soo ko deful da ngay daanu Zénith bi ngeen di wax tey man maa sauvé Zénith maa ngi Ndakaaru yéen a ngi Zénith pour mu am déedéet
ban heure la concert bi commencé ban heure la jeex. guddee na te joué wul lu bëri. 23h la jeex. te joué wul lu bëri waay. lu bëri du fa am. comme lan. le technicien je le connais. Zénith dama leen xam bu baax a baax. parce que dañu waroon yéeguñu ñu yéex maa doon wax ak moom ba woo bub sa ma ne ko affaire bi dañ koy coupé mu ne ma Tange mu ne ma 23h45 je ferme les rideaux. ma ne ko bubs kii da koy fermer fexeel yéegee ñoom Mbaye Dieye Faye. mais la moo tax gars yi teeluñu yéeg. c'est-à-dire que dama lay wax leen da nga ne lu tax demoo ci Zénith. waaw ma may principe après nga expliqué waay. ñun ñoo toog décidé ko Moustapha Dieng mi ngi may dégg. bañ ko tegee ñu ne léegi dañuy wut ñu ko parrainé on a pris Pape Cheikh Diallo bubs ak Tange ku nekk teg lii ñu indi lii. mën naa la wax ci Zénith xaalis bu fa dugg. ak lañ leen ko joxee lépp lan la. waxal mais man su may liggéey. doo ñu ko may déglu ma rek man su may liggéey. dafa am lu may liggéeyee man damay liggéey ci ay conditions ak dëgg du ma liggéey ci ay buzz buy créer fen. ba ñu demee ba commencé Zénith dem ba ci biir ay fen yu tooy xep tagu ci. meew benn doomu aadama laa respecté moo tax ma téye Viviane muy Djidiack Diouf. daf ma ji ngor. te tey bakkanam su taxawoon ma taxaw dañ koy jaayante. da ngay joxe bakkan yow tamit. non non du ma joxe bakkan doo joxe bakkan yow da ngay dénkaane. du ma joxe bakkan xamal la laa gëm. man dama doon nit ku gore. ndeysaan Djidiack daf ma ji ngor te xaw ma ko. c'est un gars bien Djidiack. c'est un gars bien Djidiack daf ma ji ngor te xaw ma ko. ndeysaan tey su ma téye Viviane Djidiack moo tax. guddeel na ko bëccëgal na ko defal na ko lépp. dama lay wax rek. donc yow. kon dégg nga ci déggin bi Djidiack nga doon protéger foofu. non déedéet. ci déggin bi quoi non non dañuy dem Zénith. mënuñu ko teg Djidiack mooy manager Viviane. te bokku ci. ma ànd ak moom ñu dem ba ci biir ñi bëgg a jël Djidiack teg ko fële. waaw loolu mooy écarté ko. ma génn ci ndànk taxawee ne la tëj samay loxo. waaye ba Zénith desee 2 mois. ba ñu jaaxlee dëgg Djidiack la ñu wooyuwaat. tey mën nañu wax lépp Djidiack la ñu woowi. ñoom ñu jiite woon ci kanam ñëpp dañoo mujj effacé wu parce que xamuñu yoon bi. tël neex na de. mooy sànq li ma la wax quand on fait de la communication il faut rester derrière. ñu nekkoon devant xam nañu këtt ne jon dañoo daw jël Djidiack bàyyi ko Paris Djidiack ñëw mu ne ma Tange jàpp ci ma ne ko du ma ci mës a jàpp yow soo amee xolu baal leen man du ma leen baal. Viviane ak Tafa dañuy ñëw tey aéroport da nga leen di jëlee ma ne ko waaw 7 heures du matin jot ma fay sama téléphone. maa ci bëggul dem man lu dul dëgg du ma ci ànd. donc yow d'après ce que je comprends mooy Djidiack nga jàppal tànk jàppal ko loxo parce que dañ ko bëggoon écarter ci programme boobu ci lu mu dugg maa nga ca. ba mu affaire ba jeexee. surtout VIP people moo bind échec bi mu bindee échec da doon bind Tafa Dieng nangam sangam bind ko parce que échec la. dew ma. Serigne Ndiaye sama photographe la mi ngi Bordeaux dama ko ne bul jël accréditation bul jël dara jëndal sa ticket dugg ci biir. il a tout fait on a tout montré. pour dugg ci salle bi rek. xam nga buzz dafa bare parce que tey su ngeen demee ngeen bëgg a fa wanee succès suba benn xale bu ndaw jógee fii artiste bëgg a songi ji Zénith di jëlee ko ay bor. loolu laa doon bañ. d'accord ba ma ko defee nag ñoom ñoo ma meree man mereewu ma leen. d'accord foofu laa gëj a nuyanteeg Viviane ba ma ñëwee aéroport di ko jëli nuyu ma ko de moom xam na ko. wax na ko boobu nee na Tange nuyu ma. yóbbu naa ko Luxembourg 2018. maa def soirée bi yëpp nuyu ma ko. on se salue même pas on se parle même pas. ba léegi nii amul lu ma njëriñ maa ko ma njëriñ ba léegi su ma woon Viviane di nga wax ak moom. du ma ko nuyu sequñu ko. moom kon kay moom la xeexal rek. du ma ko nuyu sequñu ko. du ngeen def émission bi ngeen bàyyi loolu kii. non non ci émission bi la bokk. Abu ñu ngi def suñu émission. oui ma Abu yow kii xanaa du sa communication. dama la sëgg vendredi di seewi lii. dama ko war a wax. d'accord léegi temps may ma loolu après ñu joxal ñi ba pare. ñu clôturer. non télé ngeen woote. non dañuy clôturer. non télé ngeen woote. les gens nous suivent. bugguma luy couper. lu may wax dama ciy dellu. maintenant terminer léegi ci cas boobu. soxlawuñu ko. dem nañu Las Vegas def nañu lu ñuy def ñëw man suñ ma ci tudduwul woon. du ma ci ŋaañ. doo ci wax ñoom ñoo ma ci tudd nag moo tax ma jox leen la bonne version. d'accord kon bu ñu inventé di wax lii ak lii la. gis nga ku bëgg a buzz da nga koy wuti feneen. ñun liggéey la ñu gëm. on n'a pas de dents avec quiconque. ku ñu jox cër ak respect ñu ànd ak yow. d'accord ku ñu joxul cër ak respect nag ñu teg la fële. naana sa caayin Abu Cubalo. après ci Mor Gueye ngeen nekkoon. single non wuy ma Abu yow xaa tëggoo. damay tëgg vendredi. wala nga bëgg woo moo géej. non Mor Gueye. mu jënd say billets comme ni ma defee Sidi Diop. maa ngi nii ànd ak kii maa ngi moom dañuy ànd non man garaal bu mu jënd benn ticket. bu mu jëndal ticket man Mor Gueye dama kontaan ci moom. barki Seydina Mohamed xaw ma ko mosuma dégg moom téléphone. loo kontaan ci moom lan. ñu ngi koy woo de. mais parce que non. yaa ngi woote yaa ngi koy non. kon léegi Abu yaa ngi woote si man léegi kon bàyyi ma nag man wóor na ma ne man wóor na ma ne man dina ma woo. dina la woo. mais dina ma woo man loolu wóor na ma. waxal rek grave. dama la ñaari baat. billahi sénégalais dañ koo bëgg. ndeysaan.
mais man dama koy dollil benn affaire rek bu ndaw te bariwul comme coono Abou bari na waxal pour sa bopp rek te bañ a wax sénégalais yi waaw non dama ni bu leen sénégalais dañ koo bëgg dama waxal pour sa bopp rek te man bañ dafa a dugal sénégalais yi bala ma bëgg ko man mu ñëw def fi loo xamante ne jeunes yi dañuy liggéey loolooy xaalis mais xaalis dama toog ak benn nit bu ko xam mu ne ma pourtant ñun Sénégal fii imposé leen pour investir ay affaire fii ci dëkk bi mais nanguluñ ko loolu dégg naa ko ci ku mag ci réew mi fii ci affaire courant kon xam nga ni kooku ba ñun investir beneen bi mooy moom loolu muy def noonu mënoon na woo ay téer dem wooyu ñoom Rihanna ak ñeneen mais xool ñi mu jël ñëpp ci réew mi lañ dëkk ku am visa ñëwal te nag wax dëgg yàlla nañu waxante dëgg muy yow di kii comme ci woon nga gis mbay mu bari wax mii buñ ko ne mooy gën suba mu dem yow bi duma jaay sama xaaral ma leeral am na lu ma leeral rek spot bi man maa ko def voix spot bi Babacar Diaspora moom woo ne ma defal ñu spot pour événement moo gées nga waxaale ci anniversaire am ba léegi jotuma sama xaalis man maay wax moo tax je suis à l'aise quand je parle de moo gées Babacar moo la joxagul xaalis bi déggoo li ma la Babacar bu ma ne yow su ma joxe woowee Tange ne ko dama bëgg nga defal man nangam ma xam ne lii pour Abou Thioubalo la aw lu may wax moo gées mais dama ne man Babacar moo ma woo ne ma Yves sama xarit la moom Babacar sama xarit la liggéey nañu ànd nañu dama bëgg nga defal ma voix nangam pour moo Gates pour soirée bi événement bi nga waxaale ci anniversaire am mais Babacar jox ma def envoyé ko vocal bi mu ne ma nice léegi saa passe na ma moo Gates ni par vidéo ne moo kii moo def affaire bi nangam sangam ba ci application boobu man maa def voix bi aussi mais jotuguma sama xaalis léegi nag xam nga fay leen ma sama xaalis ok kon ku fay leen ma sama xaalis dafa ne boy wuy ma déglu ma xam nga moom it mi ngi woote non man sama xaalis laay laaj am na droit liggéey nit laaj mbay dafa da ngeen amoon contrat amuleen contrat Babacar déggoo li ma moo ko rek mu ñëw moo gën a simple ñu ànd maag yow temps dem toj fa gis nga moo gën li muy def nii gis nga man du ma de barki Seydina Mohamed gis naa booy boo xamante ne Pikine la dëkk mais da doon dëgër ci moom da doon dëgër këj keroog 5 millions la compté may ko Alaaji Mbaye ngay wax ndeysaan d'accord léegi waxtaan ko te yàlla léegi temps bi def nañu Alaaji Mbaye loo ko defal man nga ko defal dama bëgg nga xam ne rek ëllëg nag su ma fa demee mu may baleloo man na jënd ay bale taxaw xam nga ama neex bale kii la yoroon nu mu tudd bale tubaab yi la yor man na jënd bale sëgg saa dañu waxante dëgg fii ñaata ministre ñoo fi taxaw toog ñuy jéem président ministre yi sànni xaalis ñi ñu ko fa d'accord Abou leen laa bëgg xam ay waay nañ bàyyi émission bi am na ko soxna leen dama lay nañ bàyyi kuy d'accord man woowu ma ko de man force daf may woo moom man wóor na ma am naa visa te damay dem seeti ko te bu ma ñëwee nag bu ma ñaan man de dinaa la woo man vendredi damay tëgg soirée fay ma liggéeyal vendredi damay tëgg sama soirée vendredi damay tëgg soirée sama baat laa yor ak sama vendredi damay tëgg soirée ci télé nga nekk leen naa loo xamal dama lay dimbali ci la gën a muus moo la gën a kawe dama lay dimbali ñun ñaanuñu ko defuñu ko dara mais li mu yor di ko joxe waaw dégg nga dama lay Sénégalais la koy jox dañuy tàggoo Mor Gueye maa ngi dañuy tàggoo nga da ngay tëgg vendredi ma may la loolu da ngay tëgg vendredi su may dem sax bala taxaw laa yóbbu bala taxaw nga yóbbaal di xaar moo gis non du Mor Gueye de samay nit dañ fay nekk di ma baatare léegi bala sax laa indi xewal ko loolu du dara xam nga xaalis buñ la ko mayee bu baree wax dëgg yàlla am na ñoo xam te ni bii ma defal ndànk rek am na fee ay xabru yoo xam te ni buñ fa sottee xaalis pelle lañ koy tibee wala ma ñëw taxaw fa wala ñaan xaalis bu bari faaw ñu bale ko dimbali ma temps bi télé lañ Mor Gueye yëre bee ngi nii ñàkkuma fay man xoolal kenn yëpp mais waaw benn date bu ma xam bu ma doon dégg rek le 6 juin 2020 yow ak Kisma Diakité fu mu mujjee Kisma le 6 juin 2020 coronavirus moo tax d'accord mais mën nañ ko xaar Tange en 10 secondes benn tontu bu gàtt rek benn tontu bu gàtt en 10 secondes problème Sidi Diop Wally Seck bi soirée bi ban commentaire nga ci def en une minute en tant que koo xamante ne xam na kii non commentaire ma ci def non comment doo commentaire doo ci commentaire d'accord alors ça a été un plaisir ah kontaan nañu ci yow Tange merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aussi Abou Thioubalo kontaan naa nga dem Amérique wala demoo ku ma woo fay ma dem man Mor Gueye bu ma fay min komi haal pulaar xaalis bu wootee dañ koy bale wala ñu an ko d'accord merci beaucoup Abou Thioubalo ñu ngi lay gërëm bu baax a baax mais soirée bi nag damay may ma wax ci non ndax li gën a tax ma ñëw ci la bokk waaw d'accord damay tëgg séwili laay tëgg man li may ñaan rek lu gàtt la sénégalais yi laay ñaan au nom de la DTV ku soxla moo géet wala am sa problème pour moo géet lijjantil la ko demal nga xooli contagam nga lijjanti ko feneen bu ma kenn woowati téléphone dama boole ma d'accord merci beaucoup alors image du jour on va terminer avec l'image du jour xool leen image du jour bi Sadio Mané avec son ami d'enfance bi nga xamante ne léegi policier la depuis boobu ba léegi ñu ngi garder seen relation
jeexul benn yoon gis nga. ndeysaan. fii bi ñu nekkee xale Sadio nekk joueur gis nga ñu taxaw gis nga fii waa ji policier la je pense mu ngi Guinée Bissau la ñu wax. beneen photo bi Sadio ñu daje ñoom ñaar taxaw di waxtaan. yéen dafa am beneen mbir bi muy wane aussi que Sadio li ñu koy waxal yëpp. dëgg la. la loyauté. il est waaw. la loyauté il est loyal quoi. looloo ma dal ak Djidiack nag je suis loyal avec Djidiack. il est loyal. merci beaucoup avec Fafa Djidiack. merci. Bon, jaru ngay tàggoo. guddi gi la am problème ba beneen yoon. ba beneen yoon incha allah. mais jaru ngay tàggoo ba beneen yoon. mais buñ tàggoo. non tàggoo mais Mor Gueye mi nga xam ne mu ngi lay seetaan doo wax ak moom di fay la Babacar fay la sa xaalis. ah d'accord Babacar. waaw. yow mosoon na nga ko lay Babacar. waaw. merci beaucoup alors di remercier